li nga dégg léegi suñu benn invité bi ñuy wax Demba Sy bi tuddee mbayum dër bi la ko waxee bon donc ñu jàppe que noonu ak également tam ñaay bi daanu fa dugg ba pare itam daanu dem dugg beneen zone ba nga xam ne nag moom mooy zone est duñ ko waxee rek foofu moom xam ngeen lan la ñuy wax loo xam ni ay mbirum banaan la loo xam ni itam dafa jum si ay mbirum sésame ak foñon defe naa yooyu moom moo fi gën fas yooyu yëpp daa ngeen si dégg tey jii ay waxtaan yu am solo yoo xam ni daanu ko faram-fàccee seet li nga xam ni banque bi muy sunu sponsor si Sud FM di sponsoriser également émission boo xam ne émission bu am solo la ñoom nag dañ jël seen courage à deux mains parce que bu fekkee ne dugg tey jii si wàllu mbay rek ak mbay li nga xam ni moom la demee ak mbay lu mu compliqué ak mbay itam ñàkk financement yi si am ñoom daal nu xëcc seen loxo chemise ba mu àgg si kaw daal ni ñii daal depuis la production ba commercialisation dañ leen di dimbale loolu dafa nekk loo xam ni lu am solo la suñu sponsor di LBA la banque agricole daal di def également ñun tam suñu wàllu bopp ñu ngi siy remercier parce que vraiment koo xam ni daf la sponsoriser seen émission jot na remercier et puis seen liggéey nekk liggéey boo xam ni du tey yàgg na trop nu koy gis muy génn ay résultats ñoom tey ji nag nouveauté bi tey ji ñoom tey ñoo toog ngir defal émission bi seen bopp maanaam seen ay ndaw tey ji nañu yónnee ndaw yooyu daan si ràññale ki nga xam ni moom mooy Mbaye Faty Ndiaye di ndaw benn donc la banque agricole Mbaye Faty Ndiaye nu bàyyi la nga d'abord nuyonteeg Sud FM ak ñi nga xam ne ñooy suñu auditeurs yi. jërëjëf sëñ Makhtar ñu ngi lay nuyu. di fay. di rafetlu invitation bi di nuyu say auditrices ak say auditeurs yi nga xam ni ñoo nekk ci biir réew ak bitim réew di nuyu suñu mbokk baykat yi di leen beral nuyoo di nuyu suñu mbokk sàmm yi suñu mbokk napp yi ak képp koo xam ne yaa ngi liggéey ak la banque agricole di nuyu suñu naataangoo yi ñu sekkal banque bi te toog di ñu déglu waxtu wii jiital ci nuyoo bi suñu directeur général monsieur Malick Ndiaye di nuyu suma naataangoo bi ma bokkal tey plateau bi di ko rafetlu lool muy monsieur Demba Sy bi di ñaan yàlla mu kàttanal ñu ba lépp lu fi génn muy njariñ kese te am njeexital ci askan bi donc ñu ngi lay remercier bu baax a baax ci invitation bi tey jërëjëf. voilà Mbaye Faty Ndiaye ma leen koy fàttali moom mooy ki nga xam ne moom moo nekk zone est tey yi moom moo ñu koy présenté duñ fa jógee daanu ñëw si Demba Sy bi également yow yaa nekk zone ouest li nga xam ne moom mooy ñaay bi nu bàyyi la d'abord nga présenté wu waxtaan ak sunu auditeur ak Sud FM. jërëjëf sëñ Mokhtar. jërëjëf maa ngi lay gërëm. di rafetlu bu baax émission bi. jërëjëf. di comme lu sama naataango bi Mbaye Faty di ko remercier également li mu ko waxee di gërëm sa auditeur ak sa auditrice yi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu di gërëm également banque bi ñu ko jiite am su ñun kóolute yebal ñu fii pour ñu wax tey waxu banque bi commencé si par le président du conseil d'administration monsieur Bassirou Faty, directeur général Malick Ndiaye ak l'ensemble du personnel ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax tey di am contenté ak plaisir di wax lu banque bi jërëjëf Makhtar. voilà mbokk auditeurs yi ñu leen di fàttali lu fekkee ni bu ngeen dugg si émission yi mën ngeen woote 88 628 98 98 88 628 98 98. may fàttali tey jii émission bi ni nga xam ne moom lay tëddee ndax tey jii moom gaa banque bi ñoo ngi toog donc ñoom ñooy gan yi comme li ma leen ko waxee sànq émission bi tey jii ñoom ñoo koy def émission bi nag dana porter principalement si ñaari zone muy zone est ak zone ouest ku nekk itam sa particularité daan ko génne si zone yooyu activités ya nga xam ni ñoom moom lañ fa doon mëne banque bi jàppale ya nga xam itam jàppale nag fa ñi nga xam ñoom ñoo fa nekkoon muy jigéen muy ndaw muy mag également loolu itam lan la jur daanu ko wax ak tam lan la faj maanaam du ne lan la faj en terme ñiy daw di émigré naka la def ak ñoom est-ce que ñooñu léegi zone yooyu nekk na zone yoo xam ni lii nga xam ne moom ngay dégg partout surtout si wàllu pêche bi Saint-Louis Mbour est-ce que foofu àgg na fa ñoom nag doo ko waxee noonu la déedéet foofu moom àgg fa ndax doo dégg mukk si zone des Niayes noonu la gaa ñaay bi ñoo ngi jël gaal yi wala yu demee noonu donc loolu lu am solo la daanu ñëw daanu expliquer ñoom lan moo waral ba nga xam ni jeunes yooyu nekk si gox yooyu ñoo ngi seen jàmm maanaam te daal liggéey di ko liggéey ki may commencé émission bi d'abord damay dem ba Tamba voilà Tamba moom mooy zone est duñ fa demee foofu def naa daan fa fekk Mbaye Faty Ndiaye
li ñu bëggoon rek d'abord mooy nga présenter une zone est avec tout ce qu'il y a comme culture ak la ngeen fa jot def après la présentation mais nous commencer par la présentation d'abord. jërëjëf sëñ Makhtar comme ni ñu ko waxee sànq rek ak ni nga ko junjee zone est boo ko déggee mu ngi nekk ci li naan la partie orientale du pays. mu ëmb 2 régions administratives mooy la région de Tamba comme ni nga ko waxee sànq ak la région de Kédougou. banque agricole it yàgg fa loor bu ñuy fàttaliku dañuy wax ni banque bi mu ngi judd vers les années 84 mu tombé ak la nouvelle politique agricole bi état bi xaatimu woon xool lan ci yoon doxalin la ñuy teg mbay. boo xoolee ci zone est boobu ñu nekk dafa ëmb ñetti point ëmb na agence bu mag bi nekk biir Tamba ëmb benn agence bi nekk Kédougou ëmb ñetteelu agence bi nekk Bakel ñu taxawal benn agence boo xam ne daanaka noppi na pour ñu bañ a wax date waaye bu ñu juumul ci ay fan yu néew war nañ ko ubbi parce que bépp matuwaay bu banque bi war a jël bu direction générale wala jël rek agence boobu mottali na ko ba fi ak ay fan yu néew wax dëgg yàlla war nañ ko mën a tijji. bu ñu xoolee ci wàllu taxawaayu mbay mi comme ni ñu ko waxee sànq ci bande annonce bi dañu fay bay coton ku ni Tamba ni coton mën nañu wax ni sax la filière coton mooy culture traditionnelle ci zone boobu maanaam mooy seen màndarga ci wàllu mbay. ñu fay bay banaan bi ñu ngi koy bayee ci fleuve Gambie bi bépp dëkk boo xam ne yaa ngi jege fleuve bi rek wala nga nekk ci buntu fleuve bi rek tey yaa ngi bay banaan. bu ñu demee ba Kédougou la ñu fa gën a taxawal ci mbay mooy mbayum foño di bay aussi ak jigéen ñi ak ndaw ñi ci wàllu sésame bi ñu ngi koy gën a bayee ci lu mel ni boo demee lu mel ni boori Goudiri ne ku ne xam na ni sésame ci zone yu mel noonu mel ni Goudiri nga xam ne dafa xaw a laal li tubaab di wax naan la zone sylvopastorale mbay bu mel ni mbayum sésame dafa mbay mu am doole parce que sésame bëggul ndox mu bari ci xeetu mbay yooyu yépp nag am na évidemment mbayum gerte mbayum dugub mbayum sorgho ak mbayum ñebbe yoo xam ne aussi dañ ko fay bay donc loolu mooy mbay ya fa gën a dëgër ya fa gën a taxaw ci wàllu jàppalante bi banque bi di am di ko lëkkaloo ak askan wa. voilà léegi ñu ñëw si Demba Sy bi yaa ngi nekk zone est d'abord nga présenter une zone est bi ak xeetu mbay ya nga xam ni la banque LBA moom la fay jàppale ña nga xam ni ñoo fa nekk di fa yëngu. waaw jërëjëf sëñ Sall donc zone ouest. mi ngi commencé mi ngi bokk ci en fait ci boo xoolee littoral des Niayes mu regroupé ñaari région administrative bu Sénégal mooy région bu Thiès ak région bu Louga. am fi mu toll nii juróom-ñaari agence bu Mbour département bu Mbour ci la bokk. ak la zone des Niayes. te kuy wax Niayes mooy littoral Cap-Vert ba marge du fleuve en fait delta du fleuve Sénégal donc agence yi mooy agence Mbour agence Pout ñaari agence benn agence principale bu nekk Thiès ak beneen bureau bu nekk Thiès agence bu Tivaouane agence bu Louga ak agence bu Daara banque agricole pour bëgg également jege producteurs yi ak clients yi fan yi ñu jëm dana ubbi agence bu Mboro ak agence bu Kébémer donc loolu mooy agence yu nekk zone ouest. pour ñëw ci activité zone ouest. oui activité continue. zone ouest. maraîchage la le plus souvent maraîchage bi ñu ngi ci ràññee principalement les cultures pommes de terre oignon ak carotte. yooyu ñooy culture yu gën a am solo pomme de terre oignon carotte ñu ci def ay jéego yu am solo boo jógee ci culture yooyu ñu ngi def ce qu'on appelle au-delà yooyu mooy culture phare mais voilà mais dañuy def yeneen culture mooy culture arachide culture ñebbe ak élevage donc daal
pour wax la si sa gàttal horticulture bi ñu ngi def léegi yëpp ay haricots tout ça mais culture phare yi mooy oignon pomme de terre ak carotte. voilà yooyu mooy principal culture yi bokk. moom ngeen def si zone yooyu. mais noonu may fàttali mbokki auditeurs yi fi ñu nekk 19h teg na fukki minutes ak ñaar nuy wéyal émission bi delluwaat sa Mbaye Faty Ndiaye léegi liñ lay laaj gannaaw ba nga xam ne léegi def nañ présentation zone yi zone bi nga xam ne moom nga nekk muy zone ouest léegi dana bëgg a xam zone yooyu la banque agricole si wàllu financement maanaam lan la fa dugal pour jàppale ña nga xam ne ñoo nekk sa gox yooyu di fa liggéey. jërëjëf sëñ Matar bu ñu ko bëggee tënk dana metti yaakaar naa ne du xaj ci émission bi waaye dañ ciy jukki rek. yu am solo yi rek. yi nga xam ne moo gën a am solo. voilà mi ngi noonu c'est bon. rawatina li ñu def ci wàllu mbayum banaan. mbayum banaan dafay lu am solo dañuy faral di wax ni sax boo bëggee suqali zone est bi il faut nga jaar la ko fii ñu toll ci jamono yii ci mbay mu mel ni mbayum banaan loolu bu ñu ko bëggee teg ci leeral dañu koy def ci li tubaab di wax naan ay date repère yoo xam ni am na solo ñu leeral ko pour ñu gën a comprendre intervention ak réalisation yi banque bi def bu ñu xoolee ci at yi ñu weesu banaan ku ne xam na ni lu bëri lu koy faagaagal wàllu inondation la ak wàllu lu ñuy wax naan ngelaw bu bari bu ñuy xool en 2013 2003 d'abord amoon nañ fi inondation yu méttee ba baykatu banaan yu bari ci la ñu génn woon ci mbayum banaan bi 2013. parce que inondation yi dafa yàqoon banaan yi. waaw inondation yi dafa yàqoon banaan yi. mais ma def na noonu banaan dafa soxla ndox trop. waaw banaan li ko nit ñi di réer a mbir. seen culture boo xam ne xeetu mbay bu bëgg ndox la. mais la banane n'est pas une plante aquatique maanaam banaan du. comme ceeb boo xam ni day dëkk ci ndox. parce que banaan dafa soxla oxygène. te ku ne xam na ni oxygène boobu muy noyyi boo ko bàyyee mu dëkk ci ndox bu yàggee dootu ko def dafay fat banaan bi day dee. waaye banaan it dafa bëgg ndox moo tax en général ñiy bay banaan ci gox-goxaan yi dañu koy def ci wetu fleuve bi. bi ñu xoolee ci wàllu maanaam date yooyu ma la jox muy 2003 2013 inondation yi métti amoon na fi baykoti banaan yi ñëpp économique bi mu doon def foofu ci zone bi dafa lancé woon ginnaaw ba ñu wëree toolu banaan yi ba pare le programme d'autosuffisance en banane nan la ñuy def ba Sénégal dootul jéggaani banaan parce que li ñu ci doon jéggaani bari na woon lool parce que bu ñu ko tegee ci xayma booba ñu ngi bay 16 millions de tonnes maanaam fukki tonnes ak fukki junniy tonnes. juróom fukki junni ci ay tonnes. donc gab bi dafa metti woon lool. bi président ñëwee wax loolu ku ne xam ne nag banque agricole moom mën nañuy wax ni comme ni ñu koy faral di wax banque état la te duñ ko bañ parce que état nag mooy ndeyu banque bi. te ñun bokk na ci suñuy doxalin lépp loo xam ni politique de développement la état bi teg ko. banque bi def ko ci gunge ñu ñëw waxtaan ak baykoti banaan yi laaj leen lan mooy jafe-jafe yi nga xam ne bu ñu ko saafaraa wala bu ñu fa tegee suñu tànk li ñu bëgg ci programme bi chef de l'État lancé danañ ci mën a ànd ak yéen gunge leen ci ñu xool bi ñu jafee suñu diagnostic li ci génnoon mooy tool yi ci bari dañoo jege woon fleuve bi lool ba tax na bu fleuve bi feesee rek ndox mi day dugg ci tool yi ñu waxtaan ak baykat yi état bi dugal ci loxoom ñu défricher maanaam ñu daggaat ay tool yi gën ko yaatal ñu xool ni aussi matériel végétal bi ñu doon utiliser maanaam muy banaan bi dafa xaw a màgget parce que la génnoon ca waxtaanam mooy ëpp na fanweeri at même matériel végétal bi la ñuy utiliser. doon ne matériel végétal mooy lan mooy li nga xam ne. maanaam moom la ñuy jëmbat. waaw mooy njëmbat jiw bi waaw xam nga banaan moom du semis dañ koy jëmbat. maanaam da ngay jëmbat banaan bi pour nga mën a bay banaan. ñu xool ni kon loolu jafe-jafe la woon bu ñu ko nattee ci xaalis it mu doon lu bari bi ñu xoolee aussi ci wàllu mbayum banaan parce que lu ci ëpp dañ daan roose maanaam da ngay jël sa raakoor rek wut sa moto pompe dugal ko ci dex gi di ko roosee li muy indi ci ndox dana bari li ngay dépensé ci gasoil dana bari ci xeetu arrosage boobu beneen bi nga xam ni comme jafe-jafe la woon
mooy amuñu fu ñu daan dence bu ñu bayee ba pare maanaam condition de stockage dafa xawoon a poser problème les infrastructures de stockage dencuwaay yi bariwul woon te répondre woon aussi aux normes yi nga xam ne moom la ñu war a mën a defee banane de qualité comme ni ñu koy waxee. waaw stockage bu baax daal stockage bu baax boo xam ni banane bi dana mën a génn. mën a concurrencer banane yi fi nekkoon. te du salte ak yooyu. te du salte ak yooyu bi ñu xaymaa loolu ñu xool nag ni am na fu ñu jaar woon te Wolof dafay wax ni kundo bin rey sa maam boo gisee lu ñu daw ñu ne danañ xool ay producteurs pilotes maanaam ay producteurs yoo xam ni danañ mën a liggéey ak ñoom laalaale yeneen producteurs yi nga xam ne ñoo nekk seen ginnaaw ñu tànn ci ay producteurs yu mag fexe ba jox leen ay jumtuwaay maanaam ñu dugal jàppale leen ñu am seen vitroplan boo ko déggee mooy wàllu pépinière boo xam ni fa la ñuy yar fa la ñuy tàggate fa la ñuy defaree. banaan yi nga xam ne moom la ñu war a jëmbat. ba pare wutal leen ay moto pompe yoo xam ne yu am doole la ñuy doon wutal leen benn système d'irrigation boo xam ne maanaam xeetu roose boo xam ni. li naan irrigation par aspersion lay doon. ay raakool yu ñuy dugal ci biir banaan bi yóbbu ko ba ci taatu ba ci panku banaan bi man koo roose te doo am li tubaab di wax doo yàq sa ndox te banaan bi li mu soxla ci ndox di nga ko mën a jox. loolu rek waaw. loolu bi ñu ko defee gis nañ ci lu am solo li am ci ëpp am solo mooy produit rendement yi nga xamoon yi ñu am ni fekk moom lañ fa fekkoon avant 2016 bi da nga daan bay ba pare di am 15 wala 16 tonnes à l'hectare. léegi nag boo bayee ba pare di nga am 35 ba 40 tonnes à l'hectare avec le système d'irrigation ak conditions yi nga xam ni fexe nañ ba yi nga xam ne mooy mucc ayib gi ci wàllu jumtuwaay ci wàllu dencukaay ak ci wàllu nag station de pompage yoo xam ni boo daggatee banaan bi dootoo ko laal parce que sëñ Sall banaan nunguwul ay loxo yu bari banaan bi ngay gis ci marché yi ñëw di ko jaay mu mel ni lu njuul parce que loxo yaa ca bari mais am na ay technologie yoo xam ni boo daggatee léegi banaan bi da nga koy teg ci chariot bi mu daw ba dugg ci station de conditionnement bi te loxo du ko laal donc ñu bëri tey ñu ngi ci marché yi ñu ngi ci boutique yi ñu ngi ci gox-goxaat yi di jënd banaan yoo xam ne yaakaar na ni bitim réew lay jógee moo kooku banaan suñu réew la fii lañ koy bayee. oui avant il y avait ay problème des fois de terrain yoo xam ne itam camion yi dundee tëb di dal moo daan mbëkk banaan bi muy xaw di am ay mandarga. waaw parce que banaan c'est un fruit un peu fragile. xaw ma lu ñuy waxee fragile. mais fruit boo xam ne nanguwul coono lool. dafa nooy lu dal ci moom rek. dafa nooy lu dal ci moom rek dafay feeñ ci. anam bi dafay feeñ ci der bi am ay ñuul nga yaakaar ni kii du banane de qualité fekk banane de qualité waaye ca topp tooba foofu la desee donc booy xool ñun suñu démarche li may wax sànq naan li tax banque agricole xaw a wuute ak yeneen banques yi ñun du ñu lebal baykat bi rek di xaar mu ñëw fay ñu déedéet sëñ Sall dañuy ànd ak baykat bi ca ba mu amee intention de culture ma ne ba mu amee yéene ni damaa bëgg a bay lii ci la banque bi ñëw jege ko di waxtaan ak moom parce que banque bi aussi li ñu ko bàkkee suñuy bàkk mooy am expertise maanaam am xarañ gi ba pare ubbeeku ca la ñuy def maanaam dañuy ànd ak yow lëkkaloo ci nag ak les services déconcentrés de l'État ñi nga xam ni ñoo toogal ministère de l'agriculture ci gox-goxaan yi wala ñi nga xam ne ay programmes yoo xam ni dañuy yëngu ci wàllu mbay noonu lañ ciy àndal parce que expression de besoin bi nga xam ni moom nga ñuy jox bu ñu ko xoolee dañu koy jox suñu ñooñu nga xam ne dañoo lëkkaloo ak ñoom te seen xel màcc ci wàllu technique bi ñu xoolal ñu ko ba nu ko def seen visa technique seen signature technique boobu ñu ciy def dafay wund ni techniquement le projet est faisable loolu mooy tax banque bi ci loolu lay sukkandiku mën a apprécier nag xool nan lay mën a àndeek baykat bi nga xam ni bëgg nañu jàppale ko ci wàllu banaan bi wala ci wàllu xeetu mbay bu mu doon parce que démarche boobu dafa am solo. yéen loolu ngeen doon def tey jii lu mu jur est-ce que tey jii seen banaan bi ngeen di xam ni moom nañuy bay foofu tey nekk na banaan boo xam ne mën nañu wax banaan bi tey banaan de qualité la. non seulement banaan de qualité la mais bi ñuy ñëw ñu ngi fekkoon ñuy bay ci Sénégal yëpp 16000 tonnes te maanaam téeméer boo jël 85% juróom-ñeent fukk bi ak juróom mi ngi daan jógee département de Tamba ci production nationale bi li ñu daan bay ci dëkk bi léegi ñu ngi wax ay 30 à 40 000 tonnes donc booy xool gab bi li ñu dese pour ñu am autosuffisance en banane lu ndaw loo xam ni bu jéego yi ñu teg bu ñu ko continuer fii ak ay fan yu néew fii ak ay at yu néew daan dootuñu jéggati banane. en termes de chiffre d'affaires nan nañ ko mën a évaluer. en termes de chiffre d'affaires ñu ko mën a évaluer boo xoolee par exemple chiffre d'affaires mën nañ ko teg rek ci ñi nga xam ni bu ñu jëlee benn hectare banane tey boo ko doon bay
mu laaj matériel ba mu laaj lépp matériel bi nga xam ne moom nga ci war a def ci en terme d' investissement en terme de fonds de roulement dana toll benn hectare bi dana toll 14 millions 500 xam nga loolu du xaalis bu ndaw. boo ko bàyyee ba pare ba génn say charge ba génn sa lépp lu mu dee di nga am 2 millions ci hectare bu nekk te fi mu nekk ñu ngi wax ni ñu ngi ci 1500 hectares donc sëñ Sall kooku boo ko xoolee alal ju bari la ci wàllu banaan bi te noonu ñu ko defee ci xeetu banaan bi bu demee ba ci biir waxtaan bi noonu lañ ko defee ci yeneen xeetu mbay yi nga xam ne yëpp banque bi mi ngi ciy jëflante mi ngi ciy jàppalante mi ngi ciy gunge baykat yi. daan del soit doon si yow ndax laal gunu foño bi ak sésame bi léegi nu wëlbatiku zone est Demba Sy bi zone est bien après présentation léegi en termes de financement lan ngeen fa dugal ak tam ban catégorie ngeen financé foofu. waaw sëñ Sall jërëjëf bala may ñëw si wax nu ñu dugal si kii il faut que ma rappelé wu ma waxaat ne ñu ngi déglu sa auditeurs yi sa auditrice importance bu horticulture am si Sénégal si économie Sénégal waxuma la sax si mbay mi mais si économie bi yëpp donc loolu importance boobu njëriñ boobu horticulture am si économie Sénégal moo tax ñun banque agricole ñu jóg en 2012 2013 ñu ne kat il faut que ñu def si suñu loxo parce que secteur bi dafa sooxe woon importation yi gis nga fi ménager Sénégal yi foo dem fu ne dañuy lekk chaque jour pomme de terre ak soble te lépp dañ ko doon importer ñu xam ne également fii zone Niayes bi zone par excellence boo xam ne condition de culture oignon ak pomme de terre favorable na fii ñu ne kat il faut que ñu jóg jàppale baykatu Niayes bi. lan mooy spécificité am ba nga xam lu. parce que climat bi. oui climat bi dafa baax. ak suuf si. ba noppi producteurs yi xarañ boo xam ne tey am nañ encadrement boo xam ne maîtriser nañ en partie mbay mi. ñu ne nag en 2012 ñun ba ñuy commencé 2013 boo xoolee woon nañ ñu ngi doon li ñu doon bay mi ngi tolloon ci 56 000 tonnes mi ngi nekk juróom fukki junni ak juróom-benn tonnes moom lañ doon bay tey fii ñu wax ak yow nii ñu ngi ci 110 000 tonnes donc ça veut dire kan ñun kat bañ commencé ak ba ñëw fii moo tax fukki at mais doublé nañ production la loolu dafa am jeexital ci économie Sénégal parce que importation yi dafay wàññeeku ñun nag bañ ci duggee ñu ne kat attention parce que lii ay culture de mbayum dër la du ko xam mbayum dër xam caractère périssable mooy produit yoo xam ne day gaaw yàqu te loolu kat bu ngeen ci jógul man li ngeen di financer yëpp bu ñuy commencé dañuy financer producteur bi ci fa muy bayee ba fa muy jaayee ba jeextal ba production ba commercialisation te nag léegi boo ko financé fi muy bayee te maîtriser woo commercialisation bi li ngay def yëpp dafay sax moo tax ñu ne kat ñun comme lu mbay faat sama naataango di wax léegi ñun duñu yem rek ci mbay dañuy bay di bon accompagne ñun nag ba ñun dañuy régler problème bu commercialisation ci lañ jóg def benn cadre plateforme de commercialisation boo xam ne ñun acteurs yëpp ñu ci bokk nga xam ne ARM moo ko jiite mais banque agricole moom mooy banque leader bu nekk ci yooyu donc tey ñu nekk à 110 000 tonnes ba nga xam ne ñu ngi koy produire te loolu loxo banque agricole daf si am doole. 110 000 tonnes avant ñaata la woon moom nga xool. 56 000 tonnes 56 000 tonnes. te sëñ Sall. en termes de chiffre d'affaires ñaata lay doon. waaw loolu boo ko évaluer donc tonne bi mu ngi xoolal fi mu toll nii le kilo ñu ngi koy revenir à 250 bi ñu doon loolu mooy prix bi nga xam moom la conseil 205 du dépasser 400 bon loolu boo defee calcul xaalis bu bëri la. waaw continuer leen. voilà donc te Sénégal tey fi ñuy wax ak yow nii Sénégal. seen besoin en consommation Sénégal li muy consommé tey vraiment dépassé nañ ko de loin parce que consommation Sénégal ak pomme de terre ak oignon boo xool li ñuy bay dépassé na ko te loolu banque bi daf ci am loxo am doole boo nga xam ne parce que mais nag gis nga ci dépasse bi boo xoolee ñetti weer dañ koy importer juróom-ñeenti weer yépp li ñuy consommé ñun ñoo koy bay fii ñun ñoo koy bay boo nga xam ne bu mucc ayib sama naataangoo mbay mi ngi naan ma léegi sama xel ne ñoom boo xoolee ñi ngi def en fait seen rendement bi dañ ko yóbbu ci kaw mais ñun ba ñu ñëw bay bi ñoom ñu ngi doon toll ci ay 15-20 tonnes à l'hectare léegi nii ñu ngi ci 35 à 40 tonnes à l'hectare te buñ continuer danañ ci ñëw léegi ci suñu waxtaan. donc c'est une spéculation. mooy pomme de terre oignon ak carotte. oignon ak carotte pomme de terre mën na dem sax ba 50. non loolu maa ngi ñëw bàyyi moo ba egsi dama ne fu mu toll nii producteurs yi. ñu ngi ci loolu mais sëñ Sall pomme de terre mën na bu 50 sax tuuti mën nañu def 100. gis nga am na benn producteur bu nekk fii boo xam ne mi ngi bay mais mi ngi def 80 tonnes à l'hectare
ah kooku agrobusiness bi la. agrobusiness la mais ñun tey suñu yéene ak suñu kii bu ñu continuer baykat bi danañ ko encadré ko ba nga xam ne tey buy dem dina dem da ko nappee bu ñu demee vers suñu ñëw si bu ñu suuxee bu ñu gënee suux si émission bi dañ leen wax ba nga xam ne suñu gënee organiser producteurs yi. dañuy dem vers ce qu'on appelle la contractualisation nga xam ne baykat bi dootul amati problème buy jaay buy bay naan fan laay jaayee mais buy bay dafay jaay avant muy bay contractualisation dañ naan produit bi lii la te loolu nag bala ñu koy am il faut que ñu régler problème ko en fait infrastructure de stockage te loolu également danañ si ñëw léegi banque bi mi ngi siy def lu am solo beneen filière boo xam ne waxuñ ko woon mooy mangue bi ku xam mangue Sénégal aussi mangue bi dañ koy exporter te mangue bi aussi banque bi mi ngi si am xalaat jéego boo xam ne ñu ngi si xalaat loo xam ne dañuy jéem a fi mu toll nii def nañ benn liggéey bu mucc ayib ak waa ANCAR dañoo identifier 316 vergers yoo xam mi ngi nekk dans le département de Thiès si 316 yi ñu ne kat dañuy def ce qu'on appelle benn pilote ñu identifier 16 vergers ce que ñu tuddee ko verger école boo xam ne dañuy encadrer ba verger yooyu nga xam ne comme importation exportation dafa am ay contraintes parce que tubaab bi du n'importe quel produit moo fa ñëw léegi nga xam ne 12 vergers yooyu danañ leen jàppale si li ñu soxla si matériel irrigation nga xam ne benn protocole boo xam ne cahier de charge bu ñu signé nga xam ne tey produit bu paree vraiment produit dañ ko yóbbu facilement yóbbu ko à l'extérieur. donc te du am problème ndax avant daan na am problème. daan na am problème des fois sax ñuy delloo ay conteneurs ñu dellu voilà. wala ñu taal kaag yu demee. voilà bon léegi yaa ngi wax mangue. bon léegi mangue bi fan la toll du point de vue qualité parce que mangue bi tam moom. waaw mangue bi. gars yi bi ñuy jaay Sénégal dafa mel ne deuxième choix la. waaw fee moom exportation bi tane na comme léegi waxoon naa ko man la am na un temps amoon na ay problème est-ce que banque bi travaille dans le sens bu améliorer naka la gën yaatoo mangue bi ba nga xam ne sax waxuma sax fii ñuy wax deuxième choix mais mu nekk rek mangue boo xam dafay baax. mais sëñ Sall maa ngi la naan léegi si verger école. oui verger école mooy nan la ñuy encadrer producteur bi. mu def mangue boo xam wax naa léegi contrainte parce que qualité booy wax qualité ak yooyu mais mangue bi problème bu mu amoon fondamental mooy problème mousse blanche. moo doon yàq nga gis mangue bi bu tawee rek nga dégg mangue bi te loolu ANCAR liggéey na si liggéey boo xam bu am solo ak partenaire mi nga xam ne loolu réglé nañ ko. léegi la mangue ça va bien daal. mais sa vent bi nag. te production mën ngeen wax ne ak ñan fan. moom fi mu toll nii loolu lañ idaan ne laa fi mu toll nii projet pilote lañ nekk 12 vergers écoles yoo xam ne dañ leen tàggat ba nga xam ne buñ ko bis projet pilote bi buñ ko passé danañ def à l'échelle ba nga xam ne mangue Sénégal fu ñu ko yóbbu danañ ko mën a jaay mangue ba wàllu donc loolu te loolu pour mu am nag si horticulture bi pour mu am il faut que ñuy dem vers ce qu'on appelle infrastructure de stockage stockage yooyu bu ñu ko defee en place banque bi dana mën a organiser waat producteur bi parce que li xew zone Niayes dafa am particularité zone Niayes bokkut ak yeneen zone nord wala zone yi nga xam ne est nga xam ne am na ay structure d'encadrement yu nekk foofu fii loolu amu fa ñun ba ñuy jóg di dem di def tournée boobu à l'époque Paden moo fi nekkoon ñun léegi Paden nekk fi ñu jóg ak Paden identifier les producteurs nga xam ne loolu vraiment mission régalienne bu état service déconcentré yi ak ANCAR te loolu léegi comme Paden nekkatu fa ñun banque bi rek ñoo fa ne mais malgré cela ñu ngi jóg pour structurer en fait les chaînes de valeur horticole pour que kat ñu jéem a véritablement inverser la tendance de la balance commerciale mooy lan li ñuy jëm di jéggaani ñu koy bay fii. gis nga ma jox la benn exemple gis nga ba Covid bi amee amoon na benn article bu ma bindoon. ma ne Covid bi kat am na ay jeexital yu bon si sanitaire mais mën na nekk opportunité ñun pour Sénégal parce que am na période boo xam ne. pour ngeen defaraat voilà defaraat parce que. en termes de logistique. logistique voilà ban tëj nañ frontières yi pendant 2 mois mais bu ñu amutoon lu ñu lekk sécurité alimentaire mbay mi ngi koy wax autosuffisance mais il faut quand même ñu te loolu Sénégal mbay mi war nañ ko mën a maîtriser en tout cas li ñu def noonu mooy suñ ko maîtriser consommation bi mi ngi fii. ñi ko pomme de terre rek ak oignon ak soble xam ñëpp xam Sénégal ni ñu utiliser problème de mais bu fekkee ñun dañ koy bay suñu biir te li ma wax ni chiffres yi moo doon nii léegi mën nañ jéggi nañ en fait autosuffisance maintenant li ñu xalaatee mooy exportation te loolu liggéey bu ñu si def dafa am solo si marge yi may wax nii mooy boo xoolee chaîne de valeur horticole moom amul dendale si rentabilité boo jëlee 1 hectare oignon wala 1 hectare pomme de terre marge bi nga si mën a am sañ saal bu lépp jaar yoon ba nga si am 4 millions 500 wala 5 millions boo xam ne sa bénéfice boo génnee charge yëpp sa bénéfice la. mais est-ce que les Sénégalais ñoom ils sont bien présents dans ce secteur. mais par rapport ak l'agrobusiness bi nga xam ne ay Marocains des trucs comme loolu ça moom zone Niayes bi ñu may déglu xam nañu loolu moo nekk suñ mission. ñun ñu ngi taxaw pour jàppale les petits producteurs organiser leen pour que vraiment parce que nag c'est nekk mënuñ tere agrobusiness mais il faut que ñu renforcer suñu producteurs ñu mën a def compétir.
li ñu naan compétition pour mën a nekk en faire face avec les agrobusiness te boo xoolee li ñu def coopérative et de stockage loolu lay wax parce que fi mu toll nii en fait infrastructure bu ñu wax organisation dañuy dem vers la mise en place des coopératives voilà organisation bi premier pàcc bi mooy mise en place des coopératives tant que àgguñ foofu du ñëw te léegi gis naa ay organisation de paysans de producteurs yoo xam ñu ngi jóg état bi leen boole doole pour que ñu am ay coopératives nga xam ne day am structuration véritablement APASEN gis nga ko voilà APASEN temps yi recevoir ne waxtaan nañ te ñoom ñu ngi si dynamique boobu te banque bi également da leen dooleel parce que dooleel leen mooy dooleel en fait horticulture bay horticulture donc sëñ Sall li ma lay expliquer nga xam ne horticulture mbay moo xam ne le kat danañ si ñëwaat si bi ñu waxtaan ko am 4 millions de marge kooku dootoo waxati ay mbëkk mi wala ay vraiment ay emploi yu ñu créé nag bon kaaku daan si ne ko mooy impact yi ay mbëkk mi bon léegi bi dernière question avant ma ñëw si Mbaye Faty léegi est-ce que mën nga may évaluer si horticulture maanaam financement la waxoon sànq banque bi dimbali bi boo xoolee ren ñaata li ñu def rek zone ouest rek dugal nañu fa 10 milliards combien 10 milliards. 10 fukki milliards. te fukki milliards yooyu lu muy demee mooy. si yan mbay la jëm woon. oignon ak pomme de terre rek. parce que yooyu boo commencé dama la approche financement chaîne de valeur. xam nga mbayum dër mi semence bi dañ koy importer du loo xam dañ koy bayee fii te loolu bu ñu ñëwee si perspective da wax lan lañ def ñu ngi si liggéey ak waa ISRA. d'accord ñu ñëw donc semence yi ñu importer semence danañ am 2 milliards. producteurs yi seen crédit en fait de production dañuy am 5 milliards. léegi 3 milliards yi des yi mooy en fait kii commercialisation bi nga xam donc boo ko lëkkalee daal pour zone ouest rek horticulture dana si def 10 milliards waxuma laa nag horticulture du zone ouest rek zone ouest boo xoolee mooy 80% mais 20% yi boo demee zone la vallée du fleuve Sénégal dañuy def oignon nga dem si dëkk yépp man fi ma dëkk Colobane Saloum ñoom ñi ngi def sax tomate horticulture lañu def boobu nga xam ne si dëkk Saloum la nekk dañ ko fay def sama xarit Mbaye Amath Diop mi nga xam day bay gerte naa na ko nga gën a dugg si horticulture parce que loolu moo gën a ëpp valeur ajoutée loolu la balaa fi nekk mbokk auditeurs yi ñu leen di gërëm seen teewaay juróom-ñaar waxtu teg na fanweeri minute ak ñeent tey jii ñoo ngi suñu gan yi ay ndaw banque bi nga xam ne ñun moo sponsorisé waar wi tey jii ñoom ñoo fi teew di ñu waxal li nga xam ni moom mooy seen liggéey ak jàppale bi nga xam ne tam moom la ñuy jàppale un peu partout si Sénégal si wàllu mbay nag duñ ko waxee rek mooy spéculation yëpp ñu kooku ñoom dafa nekk comment tàmbalee que nag fa nga xam ni mooy production ba commercialisation bi donc ñoom chaîne de valeur bi yëpp nañu bëgg maanaam daal lu ñu fa mën def rek daan ko fa dugal ñu del soit si Mbaye Faty léegi gannaaw ba nga xamee ne léegi def nañ présentation ba daal di dugg si seen activités yi ak yu demee nag yooyu sànq ñëwoon nañ si banaan bi yan activité également tam moom ngeen di defaat après surtout yéen ñi nga xam ne yéen a nekk si zone est te la fa gënoon fës nekk banaan waaw am na yeneen activité yoo xam ne activité yu am solo la comme ni ko suma naataango bi waxee sànq Demba boo xoolee ci zone est bi dañuy def coton wax naa ko sànq ci présentation filière yi ku wax mbayum zone est mbayum partie orientale du pays di nga wax mbayum coton nag mu li tax mu xaw a am benn particularité bi mooy dañ ciy ànd ak benn société bu ñuy wax Sodefitex ñëpp xam ko ci mbayum coton Sodefitex moomu dañu lëkkaloo ak ñoom di ànd ak ñoom comme ni ma ko waxee sànq ci banaan bi noonu lañu koy defee ci mbayum coton bi bépp xeetu bay boo xam ne banque bi war na ci dugal loxoom rek du ñu tëb rek financé la di xaar nga ñëw fay ñu déedéet sëñ Sall dañuy ànd ak yow parce que dafa am laaj bu am solo sànq boo laaj mari dañ lay gunge li ñuy wax sax mooy accompagnement waaw ñun dañuy accompagner c'est le terme maanaam dañuy ànd ak yow ci mbay mi comme ni ko sama naataango waxee li ñuy wax approche chaîne de valeur fa ngay bayee fa ngay tànnee sa jiwu ñëw ba ci tool bi ba na ngay góobe ba na ngay jaaye ba na ngay denc ba na ngay suppale saa yu ne banque bi da ciy ànd ak yow di xool na la ciy gungee ci xeetu mbay yooyu nga xam ne moo nga may laaj bi nga xam ne li ma ciy lim dama ci lim ñaari nga xam ne ñoo ci gën a taxawaay bu dëgër surtout ci ñaari at yi bi nga xamee ni mbas mi dugg na ci Sénégal bi mbas mi duggee ci Sénégal banque bi dafa lëkkaloo ak benn partenaire am ñu koy wax AFD agence française de développement ñu am lëkkaloo bu doxal suñu diggante ak ñoom ñu am benn portefeuille boo xam ni dañ ci daan financer lépp loo xam ni ci wàllu équipement la ak infrastructure bi mbas mi taxawee ba état du Sénégal lancé riposte bi nga xam ni ñépp lañ cee war a taxaw
banque bi yaa fu si taxawul am na lu mu ci gungee état bi am na lu mu ci gungee askan wi parce que ñun suñu cible bu njëkk mooy baykat bu ndaw boobu ngay wax naam baykat bu ndaw amatul parce que léegi kenn waxatul paysan producteur la ñuy wax dafa am benn portefeuille boo xam ne ñun moom la leen jagleel ñu koy wax FPA ci ñoom la leen ko gën a xamee mooy le financement de la production agricole képp koo xam ne baykat nga ak noo mën a toll ak ci li ngay mën a yëngu man ngaa jote ci conditions yi nga xam ni ñu mu gën a sedde ñu mu gën a oyofe ci portefeuille boobu bis bi ñuy xam ni mbas mi dugg nag dañu gën a renforcer portefeuille boobu AFD ci àndaatu ñun ñu tëggaat kayit goo xam ne may nañu léegi nag ñu dugal suñu loxo ci zone est ci xeetu mbay yoo xam ni mbay mu gaaw la ba pare mbayum koom lay doon. lu mel nan par exemple. lu mel ni par exemple foño bi. foño booy xool boo demee ci zone bu Kédougou bi foño lañ fa gën a bay ci xeetu mbay ak gerte. ñoom daanaka lekk bon. bu baax a baax sëñ Saa. bu ma ko yëgoon dinaa la mayaale ci foño boo xam ni. waaw suñu mbokku njóobeen bu ñu ko ñamee. semaine bee def naa la woon seen journée nationale bu foñu. waaw très bien. kon dégg nga ko. gis nga suñu mbokku jigéen ñi nekkoon ci guddi gi ñu def ci cérémonie bu takk bu am solo. ni ñu dugalee suñu loxo ci xeetu mbayum foño bi mooy dañu organiser 52 groupements de femmes dañu xool groupement de femmes yi nga xam ni ñu ëpp lu ñuy bay foño ci zone Kédougou bi ñu ànd ak ñoom ànd ci ak waa DRDR ànd ci ak waa ANCAR ànd ci waa SDDR ñu exprimer seen i besoins yooyu bu ñu ñëwee ñu organiser benn comité ku ci nekk la nga laajoon la ca banque bi man ñu yëkkati ko jox la ko ba pare ànd ceeg yow groupement yooyu bu ñu leen xaymee ci wàllu jigéen ñi mu ëmb rek 804 femmes la 804 defe naa mooy juróom-ñetti téeméeri jigéen ak ñeent ñu ànd ak ñoom ci mbay mi bi ñu bàyyee ba pare organisation faîtière bi nga xam ne moo leen ëmb ñu jox ko crédit maanaam jàppale ko ci wàllu jënd bi parce que li ñu doon bañ mooy ñu jël foño bi jaay ko ci marché bi dañu bëggoon ñu mën a def benn collecte boo xam ni dana leen mën a appuyer ci wàllu crédit ñu jël foño bi dem transformer ko parce que foofu lay amee valeur ajoutée su ma naataango bi wax na ko sànq. parce que liñ ci séntu woon aussi mooy création d'emploi bi. waaw mën a téye jigéen ñi ñu mën a liggéey ci at mi yépp bay ba nawet bi jeex mën a dem nag ci petite unité de transformation yi nekk fa di liggéey pour mën a continuer seen activité ci année bi. petite unité yooyu kan moo leen ko financé seen bopp wala yéen. non petite unité yi financé wuñu yëpp mais y a des petites unités modèles yoo xam ni. dañ ko renforcer. yii dañ ko jàppale faîtière bi mu distribuer ko ses membres. yii dañ ko fa fekkoon ñu gën leen a renforcer ba ñu gën a dëgër. ba gën a méngoo. ak li nga xam ni mooy produit bu sell bi ñu war a teg ci marché bi. loolu ci mbayum foño bi la bi ñu demee ca te ñoom foño bi dañ koy collecté bu ñu bayee ba pare organisation faîtière bi moo koy collecté génn ko bitim réew. di ko jaayee prix boo xam ni bu ñu ko waxee sax xëy nit ñi daan ni ndekete foño noonu la mel mais foño mën nañ ci am lu ñu bëgg te surtout suñu wàllu mbokk jigéen ñi nga xam ne ñoom ñoo ci gën a farlu. même Afrique bi sax foño ay Côte d'Ivoire ak ay Guinée ak yooyu yëpp dañ koy consommer. waaye très bien boo xoolee léegi par foire internationale yi ngay dem yëpp. da nga fay gis foño boo xam ni fii ci Sénégal la jógee fii ci Kédougou la jógee. te jigéen ñi Kédougou ñoo koy bay. c'est très commercial. boo xoolee ci wàllu sésame bi comme ni ma ko waxee. loolu lañ ci def sésame bi aussi bi mbas mi duggee dañoo dem ci zone bi nga xam ne mooy zone de Goudiri pour ku xam Goudiri. Goudiri koo fa dem boo ne la fii mën nañ fee bay nga ne déet fii mënuñu faa bay mais fexe nañ ba organiser jigéen ñi on a li ñu fa jot a liggéey ci ak jigéen mat na 150 jigéen te 150 jigéen ñooñu dañu regrouper ci benn organisation te ma wax la lenn sëñ Sall li ci gën xaw a gën a yéeme mooy jigéen ñooñu ci bëri mooy jigéen ñi nga xam ni. mooy femmes yi nga xam ne dañuy bénéficier wu ci bourse familiale yi ndax lan ndax ak ñàkk gu tar jigéen ñooñu bi ñu toogee di def suñu natt bu njëkk dañuy yaakaaruñu woon ni danañ dem ba bis ñu mën a lëkkaloo ak banque ak liggéey loolu dafa am solo sëñ Fall loolu mooy charme banque agricole maanaam dafay fekk koo xam ni mës sa yaakaar ci àddunaam dana dem bala muy bay banque bi ñëw dugal ci loxoom banque bi ñëw ànd ci ak moom. mais il faut que mu bokk benn organisation au moins parce que quand même dañu jox nii de façon individuelle. nit mu kii. il faut déedéet déggoo man la organisation ngeen financé. maanaam ñoom dañ leen daan fekk ku ci nekk nga yor sa ëmb yor sa toolu tookóor maanaam la ñuy wax tool ba gën a jege tool ba gën a ñàkk solo nga ciy bay sa foño wala nga ciy bay sa sésame bi banque bi ñëwee nag xamal leen ni leen lii ngeen di def man ngeen ci jariñu man nañ ci ndëgër laayu man nañ ci am koom te ñoom it jigéen ñooñu ma lay wax ca Goudiri dañoo demoon ba lëkkaloo signé benn contrat avec des chinois ñoo xam ne lépp lu ñu bay ñoom ñoo koy jënd xam nga bu nee mbayum foño
mbayum sésame. Sésame tam c'était un peu la même chose. c'est un peu la même chose en huile. exactement en huile. en huile de amoon na sésame. ay usines huile si centre beeg yu demee noonu. mais yoo boo xam ne demee ay ca tubaab ñoo ko géré boo woon. demee am na benn kuréel boo xam ni waa Oxfam ñoo leen jàppale woon. ñu koy wax Experna fi mu nekk nii dafay nal di génne l'huile de sésame. di ko yóbbu ci marché yu mag yi ci grande surface yi. mais di ko même jaay. usine sax amoon na côté Diourbel boo xam ne benn tubaab moo ko amoon ñuy exporter huile bi huile de sésame. c'est très prisé c'est hein. très prisé parce que et ça coûte cher. Ouais. gis nga yooyu xeetu mbay nga xam ni Sénégal daaw ñu toog sax di ci waxtaan. ci ay at ci gannaaw tey dem nañ ba boo demee ci zone bu mel ni Kédougou wala nga dem fu mel ni Goudiri mbay ma fa gën a taxaw mooy mbayum sésame ak mbayum foño te loolu ndimbal la loo xam ni banque bi yëkkati na ko ànd ci ak jigéen ñoo xam ne ak ay ndaw ñoo xam ne yaakaaruñu woon comme ni ma ko waxee loolu lañu gën a fësal ci bilan bi. mos ñu yaakaar ne banque dana ñëw di jàppaloo ak ñun di lëkkaloo ak ñun pour ñu wàllu liggéey te loolu lu am solo la. ma yaakaar ni ko sama naataanga bi waxee sànq gis nga wax nañu ko sànq ci suñu tàmbali waxtaan banque agricole dafa yàgg ci àll bi bu nee 84 la ñu judd bu ñu ko doon misaal ci doomu aadama bu doon góor ñu ni waxambaane la. avant ñuy àgg 45 léegi parce que dañu passé bu doon jigéen. ñu ni njagamaar la. en terme de xaalis si ay affaire si ay foñon ak sésame bi est-ce que yaa ngi jàpp sax turu local bi nu mu tuddati encore. Béné moo nekkoon sama. Béné ah voilà mi ngi noonu. Béné la ñu koy wax. Béné mi ngi noonu. moom loolu fi gën a xam. waaw entre ñaata la ñuy dugal si kii bi la li ngeen si dugal kooku ñaata la si financement. waaw sésame bi dugal nañu 145 millions. 145 millions. 145 millions. séddale ko juróom téeméer ak juróom fukki jigéen yoo xam ne dañoo regroupé woon autour ci ay surface yu yaatu ku nekk yor sa pàcc ci biir. ñu bay ko bay bu yaatu. boo xamee foño bi pàcc yu yaatu yooyu. waaw pàcc bu yaatu boobu te bari ñi nga xam ne dañu dugg bokk ko est-ce que kooku dana am rentabilité individuelle si par rapport ak ku nekk li muy am. waaw du fekkee jaay weesu na am rentabilité individuelle xam nga particularité sésame mooy lan. ci njeexitalu nawet nga koy ji maanaam boo demee ba tegg sa loxo. ci mboyum gerte ci mborum yeeñ ngay ji. moom ñeme na tàngaay ak très bien ñeme na tàngaay du amul ndox tam garaawul trop te bëriwul ndox mu bari. bu amee benn nawet bu dëgg am ñaari nawet bu dëgg rek. moom mën naa continuer ba cycle bi jeex. effectivement may ñu ñëw bi am sëñ bala nga def avantage bi mbay bi sax xam nga mooy lan. bu ñu demee ba campagne bi jeex jigéen ñi ak ndaw ñi dana mën a yeggale ci tool bi ba at mi jeex maanaam mbayum 6 mois 3 mois 9 mois dem tëdd jeex na ak sésame bi nga xam ne di nga ko mën a bay ba at mi jeex. voilà nu déglu leen bokk tey puisque tey ji yéen a xew. ngir gunge suñu réew mii di Sénégal ak mboole seem kuy yëngu ci wàllu koom-koom rawatina ci wàllu mbay càmm ak napp boole ko nag ak taxawaayu aar li ñu wër di alam bi ngir yokkute gu mat sëkk te mucc ayib LBA la banque agricole lëkkaloo ak Sud FM seen rajo ñooy ànd ak yéen ci seen émission waar wi la banque agricole LBA di banque bi xarañ te ubbeeku. voilà mbokk auditeurs yi ñu delluwaat si émission bi di leen fàtte du ngeen bëggee woote mën ngeen woote 88 628 98 98 mooy sunu téléphone sànq bi dernière question bi ma la laajoon en partie nga répondre bi ma wax 145 millions def naa moom leen dugal si benn bi maanaam sésame bi yeneen spéculation yi également financement yi ñaata la war tourné. waaw 145 millions bi ñu dugal ci mbayum benn bi maanaam sésame bi. loolu mooy campagne bi mujj. mais nag boo xoolee foño bi par exemple. dugal nañu fa 52 millions. 52 millions ci wàllu foño bi. niróo naa lu tuuti ah. déet tuutiwul wala demande bi la. waaw xam nga non seulement demande bi la. foño léegi dafa nekk waaye du ay culture yoo xam ne la muy laaj. dafa bari ci wàllu xaalis pour nga bay ko. du lu takku lool. ah mais lan moo tax développé wul bon trop dans la partie est. waaw dañu ko tegoon rek ci marché bi nga xam ni marché bi nga xam ni. dañu koy bay dem daal koy jaay. parce que bu fekkoon dañoo bay tey loo xam ne bari na ba ëpp la marché bi lëkkaloo na ak ñoom mën naa indi jafe-jafe mais même ba ñu bayee ba pare sax satisfaire na demande marché bi ba am loo xam ne ñoom transformé nañ ko seen bopp mu des foofu ca dëkk ba ñu koy jaay population bi nga xam ni yittewoo nañu foño bi wala yittewoo nañu sésame bi ba pare faggu ci seen loo xam ni at mii ñu jëm ci wàllu semence ci lañ ko cay génne xam nga bay moom boo ca bayee loo xam ne am nga ci jiwu
am ci loo xewloo ci wàllu ci mbiru njóobeen yi am ci loo mën a jaay pour mën a dox ci yeneen i jubluwaay. activités yi waaw loolu mooy objectif fu mbay. kooku mooy li tubaab di wax une culture de rente. maanaam nga bay daal di dunde maanaam une culture vivrière. nga bay daal di denc ca sàq ma pour bu déwénee nga mën cee yeesal saw jiwu ak bay loo xam ne di nga ci mën a jaay. ñoom toujours lu ban bay nañu bay toujours maanaam taw rek nuy nekk. waaw pour l'instant ni mbayum puña ak mbayum sésame yi. ci taw bi rek la ñu ko tegagul. mais comme ni ma ko waxee rek du culture yoo xam ni dafay xaar nawet bu bari dafay xaar ndox mu bari. pour mën a bay loolu mooy li nga xam ne moo gën a yitteel jigéen ñi. parce que li ñuy wax ci mbayum gerte ak yeneen façon yu mbay yi mooy suuf si lu ci bëri góor ñi ñoo ko yor di ci bay gerte ak yeneen xeetu mbay yi mais bu ñu mënee fexe ba jigéen ñi mën a bay loo xam ne bu góor ñi teggee seen loxo ñoom doon mën a continuer dañ dem ci tool yi ànd ceeg ndaw ñi loolu je crois que lu am solo la te loolu la Sésame bi wane foofu ci zone est fuñu bi nga xam ni aussi. moo Sésame tey fu ñu tolloogul si production. waaw Sésame fi ñu tolloogul ci production mënaguñ ko natt ni par exemple on a tant de production mais daaw boo xoolee par exemple 500 tonnes jot nañu ko produire waaye nag jafe-jafe bi ñu gën a am. mais kii laa wax au niveau national laa wax non au niveau national moom mënaguñ ko am xam nga nag dafa am xeetu mbay yoo xam ni pour nga génn ci yenn statistique yi day betti. parce que encadrement ak topp bi ak way jàppale yi nga xam ne ñoo war a natt loolu taxaw gun ci taxawaay boo xam ni war nañ ko mën di ko estimer di ko évaluer chaque année. mais nag ñàkkul ni ñun am na luñ ci lëkkaloo ak SDR ak DRDR yi nga xam ne ñu ngi ci doon lëkkale ba ñu defoon des carrés de rendement parce que nawet bii ñu jëm dana mën a am au moins ay estimation yoo xam ne dana ñu may ñu mën a def ay projection loolu ñu ngi ciy liggéey ak ñi nga xam ne ñoo yor wàllu technique bi ci wàllu mbay moomu. d'accord démb si bi ma dellusiwaat si yow sànq ñëwoon nga si un peu li nga xam ne moom la ñu gën a consommer pomme de terre oignon ba di ñëw si mangue bi également et cetera ak yu demee noonu yooyu à part ça yan xeetu mbay tam ngeen di defaat si wàllu horticulture loo xam ni intéressé na Sénégalais yi wala daan ko du consommer. waaw sëñ Sall. yow moom mooy principal yi moom yi nga. waaw loolu mooy principal yi. boo xoolee moom lay producteurs yi zone Niayes bi di ngi def lu gën a am solo mooy loolu mais il faut également ñu gën si wax parce que loolu am lu bëri li ñu si war a wax loo xam ne banque bi aussi mi ngi si. suuf bi ren jii amoon na problème suuf bi waaw parce que xam nga li ma la wax sànq. mooy problème sax di ko jaay ay jaay ñàkk mooy loolu problème structuration yooyu la wax la filière bi nga xam ne buñ ko réglé tant que réglé wuy infrastructure de stockage yi duñ mën a réglé filière yëpp donc. si sama wax peut-être Mbaye Fati wax naa ko également que banque bi du yemul 5 rek di financer taxaw foofu boo xoolee xam nga ko invité nga fii kii banque agricole tey moom la ñu accrédité fonds vert climat mooy banque bu njëkk accrédité fonds vert climat ñu ne kat suñ baykat yi il faut que ñu bénéficier leen ce qu'on appelle énergie propre te loolu depuis 2014 2015 2016 ñun kat ñoo ko xalaat tëgg benn protocole boo xam ne moo ñu lié ñun waa banque agricole E3C FONGIP ANER ak DEORT ñu demoon benn convention boo xam dañuy bëgg mettre à la disposition bi wax producteurs yi ñu jox leen xam nga mbay dër du mbay comme mbay noor du mbay nawet foofu dañuy utiliser motopompe pour utiliser ndox mi ci suuf xëcc ko exo donc ñu ngi leen doon fekk ñuy utiliser ay motopompe solaire motopompe diesel nga xam ne non seulement diesel bi dafa cher bañ defee analyse comparative entre compte exploitation motopompe diesel ak motopompe solaire dañuy xool ne motopompe solaire bi moo ëpp rentabilité waaw ba noppi dafay préserver environnement loolu ñu jóg si tam si benn programme pilote boo xam defoon nañ ko waa zone poto yi ko utiliser woon ko vraiment ñu gis si seen jëriñ te loolu également programme boobu tey jóg nañu également pour feddali ko waat te banque agricole am na benn partenaire USAID boo xam ne pare na pour dugal si téeméeri millions 500 millions boo xam ne te phase pilote bi ñu koy dugal identifier nañ zone bu ñu koy def mooy zone Lompoul ak Kébémer yoo xam ne danañ si dugal ñu si ëpp nag ay jigéen lay doon nga xam ne tey banque bi yemul rek si fi day xalaat sax lu muy mën def pour que producteurs yi mën a bénéficier si technologie bu bees bi technologie bu bees mooy lan Sénégal am na solaire am nañ jant au lieu que ñuy utiliser ay diesel ay carburant boo xam ne non seulement dafay yàq environnement bi mais dafa cher ñu ne kat danañ jéem a mettre à la disposition producteur bi solaire boo xam ne kat bu mucc ayib lay doon nga xam ne ñun dañuy permettre sax une technologie bu dernière génération la ñuy utiliser
paiement prépayé lay doon mu ngi mel ne mais est-ce que loolu doo am impacté production bi ba nga xam ne ñoom léegi liñ seen prix de revient dafay nekk lu gën cher donc. mu mën répercuter si prix bi nga xam ne suba moom ni jaay war mu gën cher. déedéet au contraire maa ngi lay wax sànq ne la. salaire bi mooy gën yomb. mooy gën a yomb donc que gis beeg yooyu mooy gën a yomb parce que salaire bi nee naa la ba ñu siy dugg dañuy def ay gëstu. liggéey nañu si pendant 1 an ñu gëstu xool compte d'exploitation mooy boo defee charge bi dugg solaire ak uti moto pompe diesel mais solaire day gën a yomb mu ëpp bénéfice loolu dafa war a normalement baisser coût en fait de production. léegi kii bi mën na jar ñaata solaire pompe solaire yi léegi. pompe solaire yi ça dépend rek si capacité bi am na ñoo xam ne mi ngi jar ay 3 millions 500 am na boo xam ne boobu pour 1 hectare 2 hectares yi jar ay 5 hectares yu 5 millions te dañ koy amortir boo xam ne sur 5 ans te producteur bi si gis boppam. donc ñoom ñoo ngi si. commencé nañ si boo demee zone poteau bi zone poteau ñu ngi koy utiliser. léegi lu ma wax ne la demande est tellement forte ñun nag dañ leen bëgg vraiment ñu boole leen si énergie vraiment kii technologie dernière génération te loolu vraiment directeur général liggéey na si ba nga xam ne tey liggéey bu am mucc ayib bañ am accréditation fond vert. maa ngi koy wax sànq également parce que approche chaîne de valeur la ñu wax tant que réglu wuñ commercialisation bi buñ produit la bëri dañu am problème si au niveau mais ñun dañu siy waxtaan pour xool ba nga xam ne infrastructure de stockage yi chaque zone plateforme bi a commencé Kayar ba Lompul ba no ba Potou chaque zone ñu dafa benn infrastructure de stockage boo xam ne infrastructure de stockage dafa cher parce que bu gën a tuuti boo xam capacité 2000 tonnes il faut 2 milliards. mais est-ce que mënul am yoo xam ni à base locale mën nañu ko waaw mais yooyu amoon na bu. mais am na si yenn pays yoo xam ne def naa avec des matériaux locaux là mën nañu si am yu ñu siy defar ba kii si ah. mais sëñ Sall loolu xam nga pomme de terre dafa gaaw a yàqu. mais pomme de terre bu njëkk ba dañ ko daan denc non. waaw mais bu producteur ñu ngi koy denc mais boo ko dencee 3 ou 4 mois day il faut que ñun xam nga ñun suñu approche bëgg-bëgg banque bi mooy. xam nga li xew en fait boo xoolee Hollande ñoom dañuy bay denc boo xoolee ñun amuñ problème bu ñuy importer parce que loolu il faut ñu denc nga xam ne 12 mois sur 12 lu ñu soxla danañ ko mën a am mais li ngay wax ni boo ko dencee ñaari weer la ñetti weer mu yàqu te production ba ngay bi ñu xaar ñun du conservation ñaari weer ñetti weer dañ ko bëgg conserver sur 1 année nga xam ne du am problème nga xam ne prix bi dañ koy fixer à l'avance te boobu également consommateur bi si da si gis boppam parce que pomme de terre wala soble bi ñuy importer yaa ngi fay ay 500 francs mais lii ñu def nii bu ñu ko defee consommateur bi da si gis boobu duñ dépassé 350 te loolu vraiment banque bi li ma lay wax naan énergie propre également li ñu def infrastructure de stockage bu la wax ay 2 milliards dañu bëgg également ñu am infrastructure de stockage boo xam day utiliser énergie hybride day utiliser solaire utiliser courant te boobu loolu vraiment day lu mucc am solaire bi Sénégal 12 mois sur 12 day am solaire duñ ko utiliser loolu ba wax na ne banque bi vraiment mi ngi liggéey pour permettre producteurs yi ñu mën a imprégner luy xaw adduna day dox su àdduna dox également ñu mettre leen à la disposition ces technologies de dernière génération. bon d'accord ma dellusiwaat si Mbaye Faty Mbaye Faty li ma léegi mën na dugg defe naa gannaaw ba nga xam ni campé nañu de façon globale li nga xam ne mooy seen ay activités léegi nan mën na dugg si li nga xam ni moom mooy jeexitalu mbir mi si li nga xam ne nag léegi tey ji moom mooy askan yi que ça soit mag yi jeunes yeeg yooyu yëpp tout ça jeexaltal bi impact bi est-ce que mën ngeen ko wax socio-économique un peu si wàllu impact. waaw loolu lu am solo la sëñ Sall je crois que aussi crédit beeg financement bi yëpp li ko tax a jóg njeexital bi mooy ban impact la am ci dundu nit ki. tey bu ñu njëlee par exemple banane bi xam nga bu ne la génn nañ alal ju toll noonu parce que dernier financement bu ñu mujjee def ci banane sëñ Sall. 1 milliard 350 millions la. loolu bari na par rapport ak banane. non pas par bi ñu mujjee def maanaam dossier bi ñu mujjee génn ci banane. parce que li ñu def ci banane bari na. mais dossier bi ñu ci mujjee génne. 1 milliard 350 millions la. kon xam nga ni financement yooyu bu génnee bu ñu ko génnee ci lu toll nii il faut mu am ab njeexital bi mooy laal nañu lu toll ci 5000 ménages xam nga boo jëlee financement bi rek séddale ko ay nit mën na bañ am impact. mais bu fekkee da nga koo choisir teg ko ci ay loxo yoo xam ne li ñuy wax des producteurs pilotes yoo xam ne dañuy utiliser main d'œuvre locale bi parce que toolu banaan yi boo jëlee 1500 hectares bi ay pàcc lay doon ay toolu 2500 mètres carrés lay doon tool bu ci nekk dañ koy jox borom njël maanaam borom njël bi moom mooy liggéey ci biir tool bi mooy doon un employé boo xam ni bu bayee ba pare dañ koy fay. mooy doon un employé boo xam ne bu bàyyee ba pare la cay topp da koy séddoo ak borom tool yi parce que ñaari système de rémunération yi yëpp dañoo am te dañ koy pratiquer
ci wàllu banaan bi boo xoolee 5000 ménages yooyu nga xam ni financement yi laal na leen créé na 4000 emplois directs parce que li ñuy wax ay rapport la yoo xam ni ñu àndaloo ñuy suñu naataango après ñoom ñoo def gëstu bi parce que bu fekkoon ñun ñoo ko génnee bindu ko danaan banque ay chiffre banque bi la mais ay rapport yoo xam ni ñi nga xam ne ñoo àndaloo ñoom ci liggéey bu ñu paree dañuy defal gëstu bi parce que bu ñuy wax impact socio-économique maanaam danañ ko mën a lire 5 ans 10 ans après le crédit 10 ans après le financement mais déjà loolu ñu touché ci wàllu ménage yi tey boo demee ci dëkkuwaay yi feeñ na ci dëkkuwaay yi boo demee ci taxawaayu nit ñi ci njël yi feeñ na ci njël yi. doo ne dëkkuwaay mooy seen habitation. mooy seen habitation très bien waaw ñi nga xam ne par exemple seen doole seen kàttan mayu leen woon tey ñu tabax commencé nañoo tabax ñi nga xam ne xëy na dund gi demewul woon noonu lool dund gi commencé naa yokk ci biir te loolu ñoom ñoo koy waxal seen bopp te li ñu bëgg mooy jéem a généraliser ci toute la zone bi nga xam ne dañuy produire banane xeetu pompe xeetu système de pompage bi li ñuy wax système d'irrigation par aspersion loolu dafa am solo. beneen bi mooy war nañoo mën a yokk tey les moyens de stockage infrastructure yi loolu dafa am solo parce que banane du ñore ca tool ba. loolu foog ñëpp xam ko banane maanaam li olof di wax rënk da nga koy rënk ci chambre froide bi da nga koy rëmb ci station de conditionnement yi defar ko bu baax foofu lay ñore pour nga mën koo génne mën koo jaay ñoom ñu ngi ñaan ñu gën a yokk loolu. boo xoolee yeneen jeexital yi nga xam ne am na ko maanaam création d'emploi bi nga xam ne jeunes yi boo xoolee ay at ci gannaaw mbëkk mu metti amoon na fa li ci génnoon dañ ni ndaw yi nekk Kolda ak ndaw yi nekk Tamba ñoom ñoo ci ëppoon mais ndaw yooyu tey ñu ci bëri ñu ngi ci mbayum banaan bi parce que ñu ngi sentir ñu ngi ciy gis seen bopp kon loolu ay jeexital loo xam ne la tey dafay gën a wane taxawaayu banque bi dañuy wax naan l'intervention de la banque c'est une intervention systémique maanaam banque bi dafay laal xolu économie Sénégal ñun suñuy financé dañuy financé loo xam ni bu nee ko ci duut rek mu jur dara loolu c'est très important bëggoon laaj sànq yaa ngi doon wax ménage du ngeen dee financé bon yéen ay ménage ngeen di financé dama bëgg nga expliquer ma par exemple li nga doon wax benn 2500 mètres carrés mi ngi nii nekk si benn ensemble bu rëy ñan ñoo fay liggéey ñooñu ay famille la wala naka lay demee. waaw li nga laaj doon laaj bu am solo la xam nga comme ni ma la ko waxee rek banaana tey boo ko bëggee bay ci anam gu sell bi dafay laaj ay moyens financiers yu bari te moyens financiers yooyu boo ko bëggee yan koo xam ne xëy na loxoom jotul gën a am loolu dana metti mais da ngay xool benn GIE bu dëgër bu am taxawaay bu dëgër damay bañ a def publicité mais am na ci GIE bu ñuy wax yëlitaare ñëpp xam ko ci wàllu banaan ki ko jiite di Mamadou Oumar Sall ñu koy woy le roi de la banane xam nga kooku taxawaay bi mu am tey dina employé par exemple moom rek 1700 jeunes ci ay toolam parce que ñoom dañuy def benn aménage boo xam ne dañuy wax aménagement communautaire tool bu yaatu bu toll ci 100 hectares wala 200 hectares wutal ko ay moto pompe yoo xam ni dañ koy samp ci dex gi wutal ko ay raakol yoo xam ne ñooy jëlee ci dex gi ndox mi indi ko ba ci tool bi tool bu ndaw bu nekk ñu dugal fa raakool dugal fa ay asperceurs yoo xam ne ñoom ñooy pompe directement ndox mi di ko roosee borom njël lu ne maanaam nga xam ñooy constituer la main d'œuvre locale ñu daggal sa tool ba maanaam borom njël luy borom njël. borom njël mooy ki nga xam ni yor na soxla. yor ay doom père de famille waaw d'accord père de famille bi. xam nga ménage bi mën nga fay dugg mu am ñetti njël. waaw parce que borom kër gi mën naa yor njëlam. yor ay doom yoo xam ne dañuy dem ba am waaw takk seen soxla ñu ber leen. ñun ñëpp dañuy liggéey si ci tool bi. ku ñëw nag lu daggal la. ku ñëw ñu daggal la teg ay sart boo sartoo ak sart yi nga xam ne moom la borom tool bi tegu loolu ci yow yaa ciy liggéey sa tool lay doon. yow yaay liggéey ba ca góob ba te bu ñu demee ba ca góob ba ku ci nekk dañ lay jox un code d'identification maanaam dana la jox code boo xam ni bu ñu ko dugalee ci machine bi rek dana xam ni Demba lii la bay Matar lii la bay Samba lii la bay. bu ñu jaayee ba pare nag jox la sa revenu maanaam la nga xam ni moo ci sa wàll te ci biir toolu banaan yi léegi dafa am lu ci am li ci am mooy dañu fexe ba développer ci des maraîchages à l'intérieur boo xoolee par exemple ku mel ni Mamadou Oumar Sall moom may wax dafa daggal ay toolu jigéen ci biir parce que mbayum banaan ba nga koy ji ak ba ngay commencer góob lu mu gàtt dana am juróom-ñeenti weer donc ci diggal bi borom kër gi wala soxna si dana yittewoo dara donc dana fexe ba dugal leen ci mbayum roose moo xam ni
lay roose banaan bi moo koy roose waale parce que aspergeur day sànni nga ciy wittaale loo xam ni di nga ci man di jaay di ci man di fajulu di ci man di fagaru di see kër ga waaw te loolu dafa am solo donc yooyu ay jeexital la yoo xam ni financement yi nga xam ne dugal nañ ko ci wàllu banaan am na ko ci muy jeexital yu am solo comme ni ma ko waxee nag li ci des bari na xëy na bu ñu duggee ci perspective yi danañ ci gën a mën a danañ ci gën a mën a waxtaan. léegi ma dellu soit si Demba Sy bi léegi ñoo ngi si li nga xam ni moom mooy impact yi. li nga xam ne moom mooy horticulture si njaboot gi ak jeunes yi ak ñi koy bay yéen jeexital lam si ñoom. voilà sëñ Makhtar jërëjëf njeexital bi moom ñëpp ko gis boo demee zone Niayes nga dégg ko fay c'est visible dafa leer ñu ngi bay ay tabax yu baax ñoom soxlawuñ sax salaire parce que xam nañu njëriñu mbay mi te loolu vraiment banque agricole daf si jouer benn rôle bu am solo te li ma lay wax nii boo demee Noto tey gis nga le maire de Noto tey ñun dañ ko ñaax ba moom sax dafa nekk un producteur dafay naan ma yéen ma dugal si bay te regretté wu ko dafa dem ba mu kontaan muñ may ñu benn terrain na ma dama bëgg ngeen ñëw jege suma askan bi pour ngeen jox ñu foofu terrain donc Noto ak Kayar ba foofu yëpp tey jeexital bi mooy dañu toucher le cœur de leur métier ñu gis ci seen bopp xam nga sànq maanaan la benn hectare soble wala pomme de terre bu dox moom nga see am 4 millions de marge de bénéfice te loolu depuis 5 ou 6 ans ngi nii ñu ngi si donc impact bi ñoom xam nañ ko impact bu positif la tey boo doxantoo dem si ñaay bi rek nga xool ay tabax yu rafet nga gis si àll bi amul dara lu ñu envier si dëkku kaw gi dëkku taaxu parce que ñoom ñu ngi si gis seen bopp jigéen yaa ngi bay góor ñaa ngi bay te vraiment banque agricole dafa def lu am solo donc su ma la war a rappeler moom nga dem keneen ak keneen da nga gis foofu sax dañuy ñun suñu objectif laa la wax encore une fois dañuy jël koo xam ne ku ndaw la ñu jël ko yóbbu ko ba mu nekk agro business te loolu banque bi mi ngi si dox lu am njëriñ tey boo demee li ma wax ni soo fi invité waat benn producteur wala nga xool nga ne ko impact financement wu horticulture si zone Niayes bi lan la def nga xam ne vraiment li ma la wax sànq si chiffres yi rek ñu ngi jógee si 56 000 tonnes tey ñu ñëw si 110 000 tonnes ça veut dire lan la loolu boo koy xayma nga xam ne kat ñii gis ni seen bopp te banque bi pareegul sëñ Sall ñun buñ sañoon tey dañuy di jéggaani dig noonu di yóbbuñ produit bi di ko exporter ren am na kuñ financé koo xam ne du ma tudd turam parce que bëgguma mais oignon la def Pout zone Pout la ko Pout kii la ko def Pout benn sëriñ bu mag boo xam ne dafa jël oignon bi exporté ko Espagne ba ñuy exporté ba ñuy yóbbu produit bi man maa ñëw fekki ko espagnol bi ne ma gis nga produit bi du taxaw Espagne ren daaw loolu lañ ko def te ren également pare nañ ko également sous forme de contrat jox ko lu toll donc sëñ Sall mbayu horticulture bi vraiment njeexital gi doo dégg mukk fi mu toll ñu naan la ay mbëkk bi ngay dégg waa zone Niayes gis nga waa Kayar ñoo fi gënoon kii yooyu te mais léegi Kayar pratiquement bàyyi nañ napp gi te ñu ngi dem si sama xarit Modou Fall mën na ma témoin ñoom ñu ngi si mbay mi gis nañ njëriñ bi te ñoom vraiment dañuy maîtriser pomme de terre bi ni ñu koy defee te loolu xam nañ njëriñu banque bi donc njeexital bi dafa am solo dafa nekk loo xam ne à tout point de vue dafa positif te banque bi vraiment lii parewul tey dafa pare pour vraiment jàppale baykat yi nga xam ne te ku jàppale baykat yi jàppale nga Sénégal parce que Sénégal le développement du Sénégal passera par le secteur primaire te ñun loolu dañ ko xam ko te li ma lay wax benn affaire aussi ñun ñu nekk si banque bi aussi dañoo xam lan mooy mbay ñun ñi fi nekk ni kenn mënuñoo nax si mbay déet ñun ñu nekk ñëpp ay ingénieur agronome la ñu jàkkaarloo yow ni xam mbaa ingénieur agronome yooyu daan dem si biir bu baax daan dem terrain bu baax a baax ak fi fanaan si wetu jaan yeeg bu baax a baax ñun on a été formé pour ça gis nga da ngay ñëw doo ñu wax dara lu ñu jaaxal si mbay parce que dañuy xam maîtriser le calendrier cultural loolu moo tax vraiment producteurs yi ñuy jaxasoo dañuy naw si loolu dañuy xam ne ñii kat duñu ay banquiers yoo xam ne dañuy ñëw finance lu ñu xamul ñun luñu finance dañ ko xam bu baax fu ñu teg suñu tànk rek moo tax tey vraiment résultat yu banque agricole am dafa nekk résultat yu am solo parce que ñi ko yore dañu xam bu baax lan mooy chaîne de valeur dañu xam bu baax lan mooy bay ku xam loolu nag doo ko mën a nax da nga koy mën a jàppale pour que mbayam jëm si kanam. mais man benn question laa bëgg poser des fois doo déggee ñuy wax ni man si sama téléphone sax am na ay kii yu ma yónnee woon WhatsApp bi ni nga xam ni ñoo ngi gas suuf si di si dugal oignon bi nga xam ni yàqu na. kooku vu de loin nit ki toujours duñu gisee yooyu dana wax mais soble ak ni nga koy consommer comme ni nga ko doon waxee sànq Sénégal fii vraiment ak ni mu mel ak
itam chou bi nga xam ni demoon nañ ba prix bi chuté na bu métti nuy wax ni mais xoolal oignon bi ni muy yàqoo et cetera te nga te li koy protéger rek muy ay aire de stockage ak yooyu bugg nekk problème alors que am na banque boo xam ne à côté mi ngi appuyé mais pourquoi banque bi du def un pas pour dem d'autant que yooyu du lu ñu may yoo xam ne dañ koy fay la man de sax ARM def naa ñoom am na benn kii bu ñu doon proposé di wax ni genre baykat yi nañu am lu ñuy joxe tuuti état bi joxe ak xaw ma lan pour ñu jéem defar ay yooyu sax def naa ñoom ñoo ngi si ARM du mu jumul quoi def naa tàmbali nañu kii bi ndax am na ay réunions yu ñu commencé woon. mais lu tax banque bi bu ñu nekk ba ñu ni commencé di suul yooyu wala affaire bi yàqu xam nañu que y a des am na beneen champ d'activité boo xam ne ñoom mën nañ fa dugal fa xaalis gagné fa tam xaalis mais pourquoi attendre ba ñu suul. waaw sëñ Sall xam nga sànq maa ngi koy wax naan la infrastructure de stockage dafay laaj xaalis bu bëree bëri. parce que non moom laay ñëw maa ngi ñëw dama ne la pour nga financer ko. benn infrastructure de dernière génération am na bu fi am boo xam ne mi ngi nekk Diamniadio boo xam ne ay hollandais ñoo ko am capacité bi 1000 tonnes la mais ñun xayma bu ñu def pour am capacité de 2000 tonnes boo ko xaymaa valeur bi dina toll ay 2 milliards ñu ne ñun ak suñu partenaire xam nga loolu la directeur général xam ba ne il faut que mu dem uti xaalis parce que loolu du xaalis boo xam ne parce que c'est des ressources longues nga ko mën a am directeur général loolu la mu xam mu ne xaaral ma jéem a uti ay pexe pour que mu mën a am ay partenaires ci biti pour ñu mën a jël en considération aspiration producteurs yi si laa la wax sànq accréditation fonds vert climat te loolu fi mu toll nii c'est à notre portée am nañ ko léegi nag expression de besoin li fu muy toll nii di wax am nañ benn dossier infrastockage du boo xam ne ñu ngi si suñ table loo xam ne bay seddoo moom moo ko déposé te loolu ñun kat pare nañ pour tax mais nag attention parce que banque lañ il faut quand même que structure bi également filière yi structuré wu xam nga loolu ñun bu ñuy financé loolu dañu ne nag il faut quand même moo tax ñoom waa APASEN daal ne dañuy def mettre en place ay coopératives ñu leen mais encore dañu invité woon le secteur privé sénégalais man teewoon naa si ñaari séminaire yoo xam ne waa UNACOIS ñëwoon na fi ñoom dañu bëgg a dugal seen loxo parce que aussi ay patriotes lañ dañu bëgg a dugal seen loxo si développement bu filière Sénégal donc si la ñu waxoon infrastockage yi ñu ne nag ñun loolu am na mais il faut ñu structurer les chaînes de valeur tant que amul amul coopérative ba nga xam ne moom dina si mën a dox loxoom parce que coopérative buñ ko mettre en place suñu mettre en place infrastructure de stockage bi coopérative sera actionnaire day nekk actionnaire si infrastructure de stockage bi privé bi ñëw banque bi financé ko nga xam ne bu ñuy bay léegi bu ñuy financé dañuy financé ko nappe la contractualisation man kat Serigne Sall yow ba baykat bu nekk Kayar nga am nga 2 hectares bala ngay financé da ngay signer un contrat nga ne man damaa soxla bayu 2 hectares te fu mu koy bayee dama koy évacuer si infrastructure de stockage bi ñu ne acca contrat sur la base du contrat comme li xew si tomate bi zone nord contrat bi boo ko signé ñun loo soxla lépp ñun damaa la wax sànq ñun ay xam nañ bu baax la mooy bay calendrier cultural li gàncax bi soxla yëpp xam nañ ko nga xam ne dañ lay financer li nga soxla yëpp ba nga xam ne yow booy bay dootoo amati problème naan man lu may jaayee ndax dinaa gas ak yooyu parce que booy jaay li ñu lay demandé kay mooy li ñu lay demandé mooy kat nga def loo xam ne qualité te loolu également day am encadrement aussi si paquet technologie day am benn encadrement boo xam ne produit bi day nekk un produit vendable dootu am problème de nga xam ne sénégalais bi consommateur bi indi fii ne consommateur bi si gis boppam dina am produit qualité ba noppi mu xam ne kat lii sénégalais man moo ko bay sama man patriote laa ba noppi prix bi gën a wàññeeku ñëpp di si gis te banque bi vraiment loolu mi ngi siy dox sëñ Sall donc li ñu kii rek mooy producteurs yi organisé wu te état bi mi ngi siy jégg vraiment benn état bi commune boo xoolee si coopérative bi état du Sénégal par le biais du ministère de l'agriculture ñu ngi siy dox am na benn consultant boo xam ne man recevoir naa ko y a de cela 3 mois ñu ngi siy dox bu baax ba xam ne balaa fin d'année wala début année 2022 dañuy def la mise en place des coopératives nga xam ne loolu day nekk vraiment un mauvais souvenir nga xam danañ motiver baykat yi ñu gën a bay. on l'espère parce que. incha parce que li yàqu si Sénégal. loolu dafa bare trop. même bu fekkee da nga jël màng bi nga xam ni moom nga doon wax. waaw gis nga màng ni mu daan dafa ay Casamance. waaw war di tool yi nëpp. waaw kooku pour un pays sous-développé kenn warul seetaan loolu priorité la war nekk. mais l'agriculture mais dafa mel ne agriculture moom yàlla xam daal doy na. sëñ Sall loolu banque bi dafa ko xam nee naa la sànq ñun ay professionnels lañ même directeur général moom koo gën a xam bay amul ñun ñëpp lañu ko xam te loolu dañ si xam li ñuy wax li dañ ko xam ñun dañ ko xam am si expérience gis nga Casamance boobu ñuy wax ak zone Niayes si màng bi
dañu am benn vraiment ak USAID pour travailler sur la filière mangue nga xam ne filière mangue bi non seulement en fait consommation locale mais exportation nga xam day am jeexital si balance commerciale du Sénégal loolu banque bi ngi si taxaw mi ngi si liggéey bu baax suñu problème kay mooy infrastructure c'était vraiment des crédits yoo xam ne long terme lay doon il fallait ñu am ressources longues te loolu vraiment avec fonds vert accréditation bi xaalis bi dina ñëw lu ñu demandé kay producteurs yi mooy ñu organiser wu baax ba nga xam ne vraiment ñun kat bu ñu organisé woo Sénégal vraiment dana jëm si kanam parce que Sénégal secteur privé mooy tirer la croissance te banque agricole kat xam ne loolu am na expérience am na expertise te fi muy jëm également producteurs yi loolu mën nañu ko témoigner sëñ Sall. Mbaye Faty Ndiaye en termes de perspective nag foofu moom banque bi yéen jéego la xalaat tegaat yoo xam ni allant dans le sens pour gën noyal affaire bi si ñi say liggéey ak tam affaire bi gën yaatu exportation bi am nit ñi nekk fii itam di si am loo xam ne tam également qualité la à des prix yoo xam ni vraiment acceptable parce que ñoo koy bay. waaw jërëjëf sëñ Sall nga may ma tuuti rek bala maa ñëw ci perspective yi. ci li dem ba suma naataango bi wax sànq. wax naa ko sànq nee naa la banque bi fanweeri at ak juróom daanaka ak lu ko daanaka làkk na ko. kon kooku làmbatootul maanaam li muy def daf ko maîtriser. parce que nag nit bu nekkee ci lenn ba fanweeri at mu làkk ko ca nekkatul lu ñuy làmbatu gis nga chiffres yi ñu la jox nit mën na koo dégg ni waa banque bay wax mais bala moo na neex tey nga jël sa micro génn zone yi ñu la wax te lii ñu la wax tey ci zone ouest bi wax la ko ci zone est bi moo am ci zone nord bi moo am ci zone centre bi moo am ci zone sud bi ngay wax nii. waaw dinañ demee dañuy nuyu invité rek. waaw ça me fera un grand plaisir. danañ gën a lëkkaloo di gën a def parce que am na ay émissions yoo xam ni bëgg nañ koo def ak yow ci biir tool yi. yàgg nañ di si dugg sax sa àll bi. parce que bis bu ñu ànd ak yow ay benn yëpp dugg nañ ànd ak yow dem ci tool yi doon ñii ay banquiers lañu. parce que li mu la wax nii c'est pas pour rien que léegi. suñu bàq doon experte et ouverte maanaam la ñuy def ñu xarañ ca lool ba pare ubbeeku maanaam làmbatootuñu léegi moom dañuy daj te la ñuy daj mooy dañu ko dund xam nga sànq wax nga ko ci biir yi wax gis nga mbay banque yi ngi ciy taseel bëreetul naam nag da doon nekk ba ci yàgg ñaari nit wala ñett ci suñuy naataangoo ci yenn ñëw dugg ci waaye duñ ci yàgg xam nga tax duñ ci yàgg maanaam xarañ ca gan ci am parce que loo yàgg rek ku yàgg ci teen baag dana ci fekk loolu la olof yi wax buñ ñu gis léegi bâtiment yi gën a rafet banques yi gën a bëri ci biir Sénégal rek ñu yaakaar ni moom amul ma ngoog déedéet daa am loo xam ni daj nañ ko ca ba noppi. sa tàngaay ba ak naaj ba ca tàngaay ba ak naaj ba maanaam ba muy tàng di naaj dañ caa nekkoon ak baykat yi ba léegi ni mi ngi tàng ak naaj de waaye xam nanu nan lañ ciy kerloo te loolu dafa am solo beneen bi nga laaj dafa am ci am loo xam ne nag du doon domaine dafay dépasser compétence banque bi état bi dana ci dugal loo xam te commencé na ko boo xoolee ci mbayum ñaay bi mu doon wax am na foo xam ne bu ñu fa àggee état bi dafay arrêté importation yi may baykat yi nga xam ni ñooy yëngu ci wàll woowu écouler seen produit ak yeneen yoo xam ni mangue yooyu nga doon dégg naan dafay fuus ak dafay nëb ci zone sud bi léegi loolu bëreetu fa melatum na mu fa demee woon parce que banque bi dugal na ci loxo bu baax a baax a baax da nga ci gën a am ndaje boo xam ne fii suñu beneen naataangoo dana ñëw gën la cee leeral maintenant en terme de perspective yi ngay laaj xeetu mbay boo fi jël muy ci wàllu sésame bi muy ci wàllu foño bi am nañ ci perspective te perspective yi ñu ngi ko teg ci li nga xam ni bi ñu taxawee def gëstu ci mbay yooyu yëpp ba ci wàllu sàmm bi xëy na laa la gun ci dañu ma jox occasion mu ñëw ci sàmm bi yeneen activités yi oui. parce que sàmm bi lu am solo la taxawaay bu am solo kenn mën ta wax zone est te waxoo sàmm aywa bokk sàmm bi ñu dagg perspective tuuti waaw dama bëgg ñu laal tuuti ci wàllu sàmm bi parce que sinon suma mbokk sàmm yi dana ma mere surtout ñu toogee wàllu boolu non seen mbokk ñoom sax fan yii ñooy xew très bien ñoo sew parce que ñu ngi jëm ci seen journée voilà mi ngi noonu gis nga boo xoolee dañuy wax naan dañ leen di bàkkee sàmmkat bi du fay bor waa zone est bokkuñu ci dernière tournée bi ministre bi def xëy na mi ngi ñuy déglu bi mu ñëwee zone est dani dégg naa ci zone est bi muy Tamba ak Bakel taux de remboursement yi gën a am solo fii lañ ko defee xam nga lu tax parce que démarche bi ñuy joxee crédit bi c'est une démarche participative et inclusive loolu lu am solo la loolu moom mooy lan loolu mooy lan maanaam ñun tooguñu ci bureau bi rek ñu diw lii leen lay jox diw lii lay jox déedéet gis nga bu ñu jotee demande de crédit yi dañuy def ay comité local gis nga comité local yooyu dafay regrouper ñu ki toogal jigéen ñi ci wàllu mbay maanaam dirfel ñu toogal góor ñi mooy Dieynaba Sidibé ay représentants tam yi nga xam ñoo nekk au niveau local au niveau des régions dañuy ñëw bokk ci wax ci jataay bi toogal fa day bokk ci jataay bi
ki fa toogal la maison des éleveurs MDE day bokk ci jataay bi ñi toogal les services déconcentrés de l'État au niveau du ministère de l'élevage dafay bokk ci jataay bi bépp kuréel boo xam ne ëmb nga ay sàmmkat ñooñu bu ñu toogee xam nga luñ ci wund képp koo xam ne yëkkati noonu turam ni client bi que lii lay laaj danañ xool ndax li muy laaj àttan na ko ndax am na capacité yi pour doxal ko ndax yoo xam ne ay points yoo xam ne ñoom ñoo ñu gën a xam seen biir parce que amul benn éleveur boo xam ne tey affilié woo ci benn organisation. oui mais waaw moom laa doon bëgg wax mais ñooñu sax war ngeen am seen carte d'identité du mu ne carte d'identité c'est-à-dire xam éleveur bi li mu am fu mu dëkk et cetera. ban organisation waaw loolu am loolu xam ni ki ngeen di jox loolu banque idem fi daan fii la ko taxaw. très bien loolu banque bi amu ko mais organisation feccel bi nga xam ne moo ñëw toog éleveur bu ñu yëkkati dana xam ne kii éleveur la ci fii la affilié ci organisation bi attan na lii wala attanul lii bu ñu joxee financement yi ba pare ba nga jënd sa jur dañuy ñëw xool ci li nga jënd ndax méngoo na ak li ñu laaj te loolu lépp bu ñu koy def dañ ciy jiital ñi nga xam ne ñoo jiite service technique yi jiital ñi nga xam ne ñoo représenté organisation faîtière yi loolu moo tax résultat yi ñu am ci wàllu élevage ci zone boobu ñu am ko fa. mais kooku yéen zone bay rek ngeen koy defee parce que éleveurs yi ñoom des fois da ngay leen di dégg. banque mais wax ni sama naataango bii ma jàkkaarloo di yëkkati loxo bëgg a jël wax ji ak fonds de stabilisation yu demee noonu c'est un peu compliqué hein pour kii delloo bor bi. waa c'est compliqué waaye bu ñu ko tegee ci anam yi ñu ko war a doxalee. dootul compliqué nee naa la ñun du ñu banque boo xam ne dañ lay lebal di xaar nga fay suñu ñun dañuy ànd ak yow ci waar wi ñun dañuy ànd ak yow ci gétt gi ñun dañuy ànd ak yow ci njaay mi ñun dañuy ànd ak yow ci transformation bi moo tax ni la sama naataango bi waxee sànq ne la boo ñëwee ci banque bi profil yi muy am ñu ci bari seen xel dafa màcc jëm ci loolu te loolu lu am solo la soo bëggee mën nañu dugg ci wàllu perspective yi perspective li ñu ciy def li ñu ci mën a wax mooy filière boo ci jël rek am nañ ci ay perspective ma njëkk ci wàllu sésame bi parce que sésame bi ñu ko financé li ñu ci gis mu li ko gën a indi ay maanaam tolof ca wàllu récolte ba la parce que sésame dafa am ay technologie ay techniques yoo xam ne moom la ñu ko war a récolter jumtuwaay yooyu bii passé jëluñu ko woon ci lu yaatu mais bëgg nañ koo yaatal ba jigéen ñi nga xam ni bëgg nañoo bay sésame bëgg nañoo gën a yokk seen yëngu-yëngu ci wàllu mbay bu nawet bi jeexee dañ ko gën a yaatal ci wàllu woowu en terme de perspective. te pourtant sésame ba ñàkkul débouché de. déedéet. même kii laa marocain seen croissant yu ñuy defar yooyu yëpp tout ça yooyu yëpp avec sésame lay demee. mais xeex bi nga xam ne ñu ngi koy xeex suñu ndaw ñi xale yi nga xam ne dañuy judd di xeeboon mais nee naan sésame ci gën a gaaw. sans compter huile bi. la valeur nutritive boobu ñu ciy wër. am na ci sésame. loolu ci wàllu sésame bu ñu jëlee wàllu fuñu bi comme ni nga ko laajee sànq danañ fexe ba petite unité industrielle yooyu nga xam ne femmes yi ñoo koy gérer ñu gën leen a dooleel. parce que mbay aussi loolu mooy créer valeur ajoutée bi. parce que fuñu bi nga xam ne yaa ngi koy jaay 300 francs le kilo. boo ko transformé yaa ngi koy jaay 1250 francs. gis nga marge boobu te unité bi li koy composé bëriwul. te pourtant amoon na benn Sénégal boo xam ne sax defaroon dama fàtte tur bi célèbre sax bu defaroon benn unité de transformation là. am na ñu koy def ci wàllu Kédougou am nañ ci ay installation et unité témoin yoo xam ne ñu ngi koy def ak la dame Aya Ndiaye xam naa war koo dégg ay soto Aya Ndiaye moom moo ëmb organisation faîtière bi nga xam ni moomee foofu kii ñoo nekk boori Kédougou. non ñëwoon na am na temps ñëwoon nañ ba foofu. exactement. ñu def ay ateliers et cetera avec encadreur. très bien avec la femme là. mais encadre lañ ciy àndal ci wàllu technique bi ak waa DRDR ñu leen fa toogal. mooy démarche bi ma lay wax noonu boo ñëwee ci wàllu banaan bi perspective yi ci wàllu njaay mi ak ci wàllu dencukaay bi la ñu ko gën a mën a nag lañ koy orienté xam nga lu tax parce que fi mu nekk nii mën nañu wax ni autosuffisance en banane moom am nañ ko ba noppi. am nañ autosuffisance en banane ba noppi léegi nag suñu intervention dañ ko gën a accès ci dencukaay yi ak nan la ñuy def sénégalais ba nekk Fongolemi sénégalais ba nekk Mbadakhoune ñëpp di jot ci banane bi ngay xam ne fii lañ koy bayee ci biir réew mi te doomu sénégalais yi di ko bay maanaam dossier bi nga xam ni banane yi lëkkaloo lañ ci ak banque bi bëgg ñu jàppale lañ ci mooy lan la ñuy def ba am ay camion frigorifique yoo xam ne fépp fu Sénégal soxla banane fi mu nekk nii ñu mën koo jotee. comme jën bi rek ni ñu koy def daal. exactement loolu dañ nekk lu baax. Demba Sy bi. toujours en terme de perspective loo bëgg yokkuloon parce que fi nekk heure bi moom defe naa jeex na. tuuti rek moo si des ay 8 minutes. lu ma bëgg a yokk mooy fàttali auditeurs yeeg auditrices yi que banque agricole yemul rek ci financement chaîne de valeur dafa am yeneen produit parce que boo ñëwee ci salariés yi ñun am nañ ci taxawaay bu am solo yu ñuy def
fan yii sax am nañ benn produit ndorte boo xam ne dañuy pour promotion salariés yi surtout ñu invité salariés yi les 5000 là ñu ñëw si banque agricole am na ay facilités yu am solo yu fa am yoo xam ne vraiment pour salariés yi ñi nga xam ne enseignants yeeg ñi nga xam dañuy kii. waaw mais ñooñu na nga leen di invité xanaa kañ du micro rek ngay. non non invité am na yoo xam ne daañu ko defar porte ka. effectivement c'est-à-dire parce que day wax dama la wax loolu ñu ngi def campagne de marketing bu am solo. dama doon bàyyi wax mais campagne marketing bu am solo ñu ngi koy def produit d'orte ñu ngi si am ay clients yu bëri dama la bëgg a waxal ne la banque bi yemul rek si financement chaîne de valeur donc salariés yi ñu ngi siy def am solo ak en fait les TP en fait les entrepreneurs. mais salarié boo xam par exemple dafay intéressé noonu du ñëw mën ngeen fexe ba muy bay am si bay bi dara. bu baax sax da ngay gis salarié yoo xam dañuy domicile seen salaire ba pare nekk ay baykat. loolu am na bëri na si sax bëri na si. mais pour dire que diversité pour en fait portefeuille banque bi. boo jógee si salarié nga ñëw si entrepreneurs yi. entrepreneurs yi également surtout ñu ngi leen di jàppale bu baax si seen wàllu entreprise. di leen jàppale pour que bu ñu amee ay marché état bi wala ay marché yoo nga xam ne banque bi nga siy def si boo xoolee portefeuille banque am na solo boo nga xam ne bu am solo maintenant entreprise également exportation yi fu mu toll nii ñu en fait la semaine prochaine war nañ dem ASAPEX pour jéem a recenser les entreprises yoo nga xam ne dañuy dem exporter ñu jéem a xool lan lañuy def ak ñoom liggéey ak ñoom pour te dire maanaam def leen ay propositions pour intéresser leen voilà intéresser leen si liggéey boobu donc sama naataango parce que Sénégal c'est ça le grand problème ah le privé là ni mu waroon duggee si mbay mi c'est pas ça. waaw mais au-delà de mbay sax mbay. non du ma ne mbay. agriculture grand A la bëgg wax quoi. waaw mais mi ngi noonu que ça soit ak pêche élevage tout ça. dans son ensemble l'économie. loolu boo xoolee économie réelle bi nga xam ne banque bi mi ngi si intervenir si pàcc yëpp. si pàcc secteur primaire bi agriculture au sens en fait large du terme. mais également les secteurs les services. banque bi aussi da si dem banque bi lancé na également mi ngi si digital bi agricash bi. comme Orange Money yi nga gis ni Orange Money banque bi am na benn plateforme boo xam ne agricash boo xam ne ba nga ni nga defee Orange Money yooyu ak digital banque bi ngi si xuus bu baax pour dire que ne banque bi c'est une banque universelle boo xam ne lépp lu sénégalais soxla banque bi am na ko te mi ngi si développé ñu demee semaine yi dem danañ gën a def cette campagne de communication ak campagne de marketing pour wane ne te dañu bëgg si digitalisation lu produit bu ñu génnee dañu bëgg privilégier également le secteur rural parce que dañu bëgg digitalisation boobu mu dem ba ses producteurs yi producteur bi nga nii tey bu ñëwee ba contractualisation seen excédent yi dañ ko bëgg digitaliser nga xam ne par agricash li nga ko commencé nañ ko zone nord ñu ngi ko doon def nga xam ne seen excédent si tomate yeeg si caisse détention bi agricash lañ koy fayee agricash c'est comme ay Orange Money ak yooyu donc élevage bi aussi Mbaye wax na ko zone ouest dañ si def élevage moderne la ñuy def d'ailleurs dañuy nga xam loo xam ne am na benn entrepreneur boo xam ne dafa am lait dañ koy produire dafa day dem importer ay races yu baax ñëw daal koy croiser ak race sénégalaise yi nga xam ne da leen boole nga xam dañuy am production de lait en tout cas si perspective yi nga xam ne de manière en fait générale sur l'horticulture maa ngi wax daal ñun dañuy dem vers la consolidation mooy lan li ñu am ni acquis yi ñu jëm ko développer nga xam ne tey infrastructure stockage de dernière génération nga xam ne dañuy dem vers la contractualisation producteur bi li mu soxla da koy am nga xam ne produit de qualité Sénégal dana importer exporter ko voilà. waaw ñun Sud FM dana am émission waar bi donc ñun sommes très intéressés par l'agriculture tey jii nag dina ñun bëgg foofu ñun dañuy bay nag nan ngeen di def ak ñun. waaw xam nga banque bi buy financer dafa am ay lu ñu naan ay critères. tey yow sëñ Sall boo nekkee bay nga xam ne lu ñu naan condition d'exploitation bu réunir yaa ngi dëkk Géewul wala. non man rajo bi laa wax. rajo bi waaw waxuma man. rajo bi laa wax rajo bi tey jii bëggoon def activité ay mbay wala yu demee noonu. waaw mais moom lay wax dafa am ay critères yoo xam ne critères pour nga éligible au financement de l'agriculture. bu fekkee horticulture la wala beneen mbay bu fekkee rajo bi dafa organisé wu en GIE boo xam day GIE de production boo xam ne day kii ñu xool nañ bay rajo bi ñi ko yoree. xam nañ mbay du ay mbayu dimanche yi da ngay xam mbay ñu doog lay financer. ah non yéen ñuy dimbali waaye ndax loolu mu wax noonu lu am solo la gis nga banque bi ci démarche am banque bi beddiwul exclurul kenn comme li ñu koy wax rek mooy ubbeeku gi gis nga am na loo xam ne dañu koy def te ñun rek ñoo koy def mooy ci mbay mii doo bari ñoo ci gis de waaye dañuy def loo xam ne kenn du ko def ba pare di def li ñëpp yi def parce que nag bu nee banque rek am na lu ñuy xaar ci yow li banque yëpp di def banque agricole da koy def waaye banque agricole mooy nekk ci mbay moo xam ne kenn du ko ca fekk wala koo ca fekk doo ci yàgg dama mas a taseeg suma benn ndaataango foofu ca zone nord ñuy wax ci wàllu ceeb mu nekkoon ci beneen banque ñëw rek fekk rek ñuy exposé rek mu yaakaar ne banque bi moom
ceeb bi moom noonu la nooy rek mu dugg ci waaye defe naa at ba mu ci duggee génnaan na ci ndeysaan mujj gi nag ñu doon ay waay ñu tasee mu naa ma saa yi ceeb bi mbaa bi lii ngeen ci daj ma ne ko sëñ bi ceeb bi sew na waaye nooyu parce que ñun dañ cee yàgg dañoo xam fi ñuy teg suñu tànk yeneen produit yi nga doon laaj yi banque biy def sama naataango bi wax na ko ndorte moom la ñu jagleel ñi nga xam ne dañuy jàng wala ñoo ay apprenant nekk en formation ñooñu banque bi da leen fekk ci foofu ñu nekk ñu fexe ñu ubbi si ay compte ñu ajal leen frais yeeg ajo yi ñu war a mën a fay wutal leen ay crédit yoo xam ne danañ toog pendant 6 mois maanaam durant formation li ñuy seen temps de formation bi ñuy toog te duñu fay intérêt xam nga loolu dafa neex yemuñu ci ñooñu ci élèves yeeg apprenants yeeg ñi ñuy formé mais ñu fekk ki nga xam ni dafa nekkoon en activité un salarié en activité dem ba retraité sax am na ay produits yoo xam ni banque bi jagleel na ko xam nga mooy ah bon waaw moom fayatul bu beekoon tam danañ ko wàññil maanaam ajo bi nga xam ni salarié fonctionnaire bi nekk en activité moom lay fay léegi kii du ko fay ñetti weer yu ne ñeenti téeméer lañ ko cay daggal bu soxlaa crédit ñu ànd ci ak moom jox ko taux boo xam ni lu mu seer du passé 9% man ko koo defal nag ci weer ci ñaari weer ci fukki weer ak juróom ci at ci ñaari at ba ci ñeenti at ba ci juróomi at kon xam nga ni banque bi ginnaaw ki dem ba retraité la bàyyiwul waxuma la ak salarié bi nga xam ne moo nekk en activité. beneen point bi ngay wax lu am solo si bi wax na ko sànq mooy agriculture bi léegi foo nekk ci Sénégal bu la neexee ngay jox ko di fay say facture Sénélec di fay say canal di fay ak beneen loo bëgg a def ci transaction financière parce que digitalisation bi ñuy wax mooy fa la adduna bi jëm fa la banque jëm loolu yépp nag banque bi da ko sóoraale ci li jëm ci kanam ba ñu nekk ci mooy li ma la wax sànq rek produits yi nga xam ne moom laa les produits financiers ak les produits non financiers yi nga xam ne banque bi am na ko mu doon une gamme de produits bu ñu ko tegoon tey ci taabal ji da nga naan yéen xanaa ay banque salarié yi ngeen mais danoo war a war ni la kon amul benn corps de métier amul kenn koo xam ne rek boo lëkkaloo ak banque agricole doo ci gis sa bopp parce que xaaral na ci ba pare te yaatal na ko donc loolu dafay doon loo xam ni il faut ñu wax ko pour ñëpp génn ci ñu xam ne banque agricole moom banque baykat la banque sàmm bi la banque napp bi la banque képp koo xam ne daal yaa ngi yëngu te la ngay yëngu muy activité boo xam ne seen activité légale yoon du dàq ko rek banque bi mën na ci ànd ak yow. ah bon daal ñëw banque ba woon. ñu ngi lay xaar. bon voilà merci beaucoup mbokki auditeurs yi bon yéen itam ñoo ngi leen gërëm également defe naa lu ngeen bëggoon tey ji xam si banque bi rek ak mbirum tam activité yi nga xam ni moom lay financé ak yeneen activité sax également dégg ngeen fi defe naa loolu yëpp ak impact jeexital bi ma am si askan bi ak ñi nga xam tam ñooy si ñaay bi dégg ngeen ñu côté ñaay bi moom phénomène migratoire nekk loo xam ne moom dafa bëri ndax ña fa nekk yëpp ndaw yi ñoo ngi liggéey et cetera def naa jot ngeen si dégg yoo am solo seen façon bi ñuy liggéey ak naka la demee lenn rek xanaa moom lañu waxul woon maanaam toujours nit ñi du fekkee ne dañuy wax ni dañ leen di lebal xaalis wala li ñuy jëkk xalaat mooy taux bi seen taux est-ce que c'est accessible. suñu taux weesu na accessible maanaam boo jëlee ci mbay mi yi tax ñu yàgg fa nekk fa cundum mooy kenn dañu ci mënta concurrencer taux mbay mi par exemple loo ko demee 7.5 la ci année bi. 7.5 7.5 ci année bi. ci année bi waaw. avec ndimbalu état bi nag comme ni ko sama naataange bi waxee. parce que état bi aussi. daf ci am loo xam ne jox un taux bonifié. dafa am lu mu si jël moom. dafa am loo xam ni ay fonds de garantie ay fonds de calamité ay fonds de voilà état bi day taxaw ci loo xam ni dana mën a tax ñu joxe ko ci taux boobu. kii waaw boo xoolee ci wàllu salarié yi amul benn taux. est-ce que loolu mooy wàcc ba 4,5 ndax dama déggoon président wu CNCR di wax ni taux bi duñ ko mënoon wàcce dana nekk lu gën baax ba pare bonification. assurance tam ñu def ko à 90%. wàcc taux 4,5 bi ci àggale rek. gis nga li la wax ci mbay mi nii. wax la ko ci foño bi. wax la ko ci sésame bi taux yëpp 4% lañ ko joxe. 4% xam nga lu tax. parce que dañu lëkkaloo ak benn partenaire boo xam ne muy AFD may nañu ñu am doole joxe des taux ay financement yoo xam ni ay taux 4% la xam nga foofu dama ciy profité rek gis nga banque bu mel ni banque agricole état mi ngi ñuy jàppale naam. mais war nañu mën a gën a jàppale xam nga tax war nañoo gën a jàppale. bépp programme wala bépp projet boo xam ne dafay ñëw ci Sénégal normalement financement yi nga xam ne du ko war a indi dañu ko war a mën a loger ci banque bi parce que banque bi bu gënee am doole Sénégal dina gën a soqali ko gis nga mbay mi bis bu ñu ko bëggee soqali Sénégal lu ci bari dana fa jaar xam nga tax mu fay jaar. bis bu mbay neexul suñu suñu mbokki baykat yi danañ jóge ñëw ci réewum taax yi. ñoo nga fi kañ. nga laaj la saako ceeb laaj la diwlin gi ñu yóbbu.
te bu njëkk ba bu mbay neexee ñoom dana la gana si indi la saako dugub indi la saako mboq gerte ñebbe gàdd ca ñaari séqi garaar yu baax indaa leen la waaw wala ñett bon nga jeexal rapidement temps bi jeex na de fi nekk na ngeen ngay fukk seen temps la gaa waaye alhamdulilah waaw donc pour confirmer li Mbaye wax rek taux bi loolu boo xoolee partenaires yu banque bi di kii pour mën a wàññi parce que xam ñun dañu nekk Sénégal dëkk boo xam ne dañu nekk communauté boo xam ne le taux d'intérêt bu fekkee ressource bi ngay wut fii mënul weesu lu ñaan le taux base bi mënoo weesu 8% parce que bu fekkee maintenant directeur général ak kilifa banque dañu comprendre loolu moo tax ñu dem di uti ay partenariat pour ñu jàppale boo xoolee Covid bi loolu Mbaye waxee sama naataango Mbaye wax na taux bi 4%. mais li may wax fonds vert climat c'est pas encore plus bu gën a am solo parce que boobu taux yoo xam ne taux yu bonifié lay am yoo xam ne mën nañ sax dem ba fay ba financer à 4%. te loolu vraiment mooy wax la ne xam nañ vraiment ñun suñu secteur bi te suñu autorités yi aussi également xam nañ loolu moo tax état di ñu renforcer di ñuy jàppale loolu si la donc sëñ Sall li ñu fi bëggoon wax dafa bëri. banque non moom kay du moo koy jeexal. voilà donc temps bi malheureusement mais en tout cas. waroon nañu fi mën a wax lu bëri parce que banque bi li mu war a mën a wax fii Sénégal dafa bëri. xajul sa émission bi. mais am na yeneen yuy ñëwaat. voilà mu ngoog. voilà donc nuy gërëm ñi nga xam ne tey jii ñoo doon suñu gan Mbaye Faty Ndiaye moo doon ndaw banque bi moom tam également Demba Sy bi moom tam beneen ndaw banque bi la dégg ngeen li nga xam ne tey jii moom la ñu ubboon si wàllu waxtaan muy. en matière horticole ak également tam li nga xam ni moo doon côté zone est jéggi ngeen banaana bi def naa ñi xamul woon bu baax a baax si mbirum banaan tey jii jot na si xam lu bare te yaakaar naa tam gaa yi ndakate dañuy defe ne banaana bii nuy lekk ma nga jóge bitim réew fekk fii nañ koy defaree daana gën si sawut si mbir mi mais nag banaan bi dafa xaw cher loolu nag man jaaxal na ma trop. waaw banaan bi parce que dafa mel ne dana ko natt par rapport ak banaan bi jóge bitim réew. waaw loolu nag banaan warut a cher. gis nga banaan ba ñuy jaay fii moo tax may wax de banaan ba ñuy jaayee ca tool ba. waaw yaa ngi koy jëlee 220. non man kay dem naa ko daa jënd fa banaan jarul dara. waaw maanaam banaan bi nag fii moom Dakar bi fi ak cher donc ñu nekk ci diggal bi mooy voilà ñu nekk intermédiaire ñoo koy seeral. dañ ko war a organiser nag. waaye nag très bien ci organisation boobu it état dana ci gën a dugal loxoom parce que xam nga loo gis ak pàcc la loo gis ndànk la toq boobu la ñu gënoon a attaqué mooy la production. léegi nag comme ni nga ko waxee ginnaaw dem na nag ba def une production suffisante boo xam mi ngi ñëw ci grande ville yi ñëw ci surface yu mag yi léegi nag état dina organiser banaan yi ba nga xam ne prix bi sénégalais bu ne dana jot. kon daa cher fa da nga koy jënd prix bi yomb. voilà ñuy gërëm ñëpp Pape Laye moo nekkoon si partie technique bi Makhtar Sall doon leen présenté seen émission waaru ñu leen jox dox daje incha allah beneen àllarba jërëjëf.